sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah xarit ak soppe ñu ngi leen di nuyu borom kër gi sëñ Matar di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa réew mi di nuyu kilifa aada yi yéen ngi fii biir Malikia TV leeru Maodo ci seen canal 77 Bouquet TNT ñu am mbégte ak sawarte dalal leen tey ci seen émission Linguère boo ko déggee dégg jigéen di magazine yu yàlla li incarné lépp loo xamante ne yiw la ak mbaax Linguère nag duma ci wéet dama ciy feggoog sama rakk Oumy Khayri Bass Oumy Khayri nuyu naa la. Amina Diagne maa ngi laa fay di am mbégte bokk ak yow bi les plateau ci émission Linguère daal di bàyyi la rek nga présenté li nga xamante ne moo di suñu thème tey bi. suñu thème tey bi Oumy Khayri dañ ko fas yéene jégleel 8 mars di bés boo xamante ne jigéen lañ ciy sargal. Donc Oumy Khayri ñu am ay rubrique yu bari yoo xamante ne moom la ñu nar a traité yooyu yan la ñuy doon. Amina Diagne loolu itam la ñu nar a waxtaanee waaye laata loolu daañu fàttaliku ñaari soxna yu nga xamante ne dañoo ràññeeku woon lool ci xeex àq ak yelleefu jigéen mu di soxna Maimouna Kane ak itam soxna Caroline Faye buñ ca noppee daañu ca toftal Linguère weer wi dal leen xamalek beneen jàmbaar daañu dikk itam ci li nga xamante ne moo di yoonu ndaw di ab rubrique bu ñu jagleel ndaw yi ak seen yëngu-yëngu. li ñuy ndarkeppe rubrique yi nag Amina mooy taaral ñu fas yéene ci waxtaane lépp lu soxal Covid-19 kon Amina dama lay daal di bàyyi rek nga présenté suñu ganu tey yi ci 8 mars bi. waaw suñu gan nag ñu nekk ay gan yu ràññeeku ki ci njëkk di soxna Ndeye Ndom Diouf di journaliste bu ñu ràññee fii ci Sénégal waaye di yëngu aussi ci lépp lu soxal jigéen. waaw Amina maa ngi leen nuyu di nuyu également ñi nga xam ne ñi ñooy téléspectateur Malikia TV di nuyu Oumy Khayri di am mbégte bokk ak yéen plateau bi ak it ñeneen ñi nga xam ne Linguère yi nga xam ne ñoom ngeen invité tey mars di mois symbole de la femme 8 mars ñu ciy sargal ñi nga xam ne ñoom ñuy jigéen ci àdduna bi yëpp. macha allah soxna Ndeye Ndom kontaan ci sa teewaay suñu beneen Linguère di soxna Zeynab Kane moom tam doon ku ñu ràññee kenn dootu ko présenté di juriste bokk ci AJS. waaw jërëjëf soxna Amina maa ngi lay gërëm di la sant ci invité bi nga xamante invitation bi nga xam ne invité ñu ngi ko ci télé bi ci Al Malikia di ñaan yàlla seen télé bi yàlla def ci barke ba ngeen am ci lu kawe seen jort di nuyu ñi ma bokkal plateau bi soxna Ndeye Ndom ak yaa Seyda ak Oumy Khayri jërëjëf. macha allah amiin yal na yàlla nangu ñaan suñu beneen gan macha allah moom itam di soxna Aïda Mbaye di boo xamante ne xam-xam na macha allah dafa màcc ci wàllu diine soxna Aïda nuyu nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. kon Amina maa ngi lay fay di la nuyu di la ziyaara ci invitation bi nga ma defal. maa ngi ci kontaan di nuyu mboolem ñi ma bokkal plateau bi ak kilifay kër gi di Serigne Matar Ndiaye yàlla na ko yàlla defal jàmm te télé bi avance ba fu ngeen bëgg a àgg ngeen egg fa jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf soxna Aïda xanaa di njëkk rek ci sunu sœur Ndeye Ndom di ko laaj tey Ndeye Ndom bu ñu bëggoon wax en terme d'acquis depuis ñuy wax 8 mars jigéen ñi di ko xeex yan avancé la ci Sénégal am fi mu toll nii. Sénégal avancé yi mu ci am bari na mën nañu xam naa Zeynab dina ci gën a ñëw ndax wàllu droit moom moo ci gën a xam mais bu ñu xoolee Sénégal lu jëm ci wàllu loi liñ ci adopté ak liñ ci promulgué bari na lu jëm ci wàllu jigéen ñi. bu ñu ko commencé code de la famille depuis 1972 ak Maimouna Kane mi nga xam ne tey di ngeen ko wane moom mu def si jéego yu am solo mu doon ku ñu ràññee ci wàllu boobu mais bu ñu xoolee les 10 dernières années ak yi ñu si am aussi yu am solo la depuis 2010 avec cette loi de la parité li nga xam ne dafa indi changement yu bëri ci li nga xam ne moom mooy wàllu taxawaay jigéen ñi surtout au niveau de la politique muy les fonctions électives et semi-électives muy loo xam ne biñ ko adopté dafa am retentissement même à travers l'Afrique parce que am na réew yi doon ñëw fii di xool nan la Sénégal defee loi boobu ba man ko promulguer ba mu ànd ak lépp li nga xam ne moom la àndal donc ça a été une avancée significative et notable ci li nga xam ne moom mooy droit des femmes bu ñu xoolee également li nga xam ne moom mooy nationalité ndax jigéen tey am na sañ-sañu jox nationalité am ki nga xam ne moom mooy doomam wala ki nga xam ne moom mooy borom këram bu fekkee doonul sénégalais loolu tam lu am solo la ci li nga xam ne moom mooy droit des femmes aujourd'hui am na également li nga xam ne moom la ñu mujj def muy loi sur le viol et la pédophilie muy it loi bu am solo
ndax bu ñu xoolee violence faite aux femmes loolu dafa loo xam ne dañ ko mas di xeex te ba tey ñu ngi koy xeex donte ne loi bi appliqué adopté nañ ko promulgué nañ ko mais terewul ba léegi loolu mu ngi fii donc c'est déjà un pas parce que loi bi encadré na ko tey mais dans l'effectivité ak ni nga xam ne noonu la nit ñi di dundee loolu aussi il faut ñu agir si donc loolu doon na des avancées significatives ci li nga xam ne it mooy wàllu liggéey ndax côté professionnel tey jigéen ñi dañuy yëngatu toogatuñ ci kër yi gis nañ ne am na bastion yoo xam ne c'était des bastions vraiment masculins muy li jëm ci armée ak paramilitaire yooyu yëpp tey jigéen ñi ñu ngi ci depuis les années 80 ci lañ commencé am ñu nekk ci police bi tey douane bi armée bi gendarmerie fépp dinañ fa fekk ay jigéen donc loolu aussi yu am solo la donc loi yooyu yëpp yu dooleel jigéen ñi la dans la théorie mais pratique bi ba tey des na c'est-à-dire on est très fort pour ce qui est de l'adoption des lois de la promulgation des lois mais dans l'effectivité am na faiblesse ba tey am na lu des am naa Zeynab dina ci ñëw moom moo ci gën a xarañ wàll boobu donc loolu vraiment lu am solo la te it defe naa Sénégal am na ci def na ci jéego yu bëri jéego yu am solo te tey loolu point fort la mais il faut que ñu conforter ko il faut que si nu ñu koy traduire dans la réalité ni ko jigéen ñi di dundee ak it ñu nit suñu société suñu nu ñuy fonctionner muy suñu aada ak suñu cosaan ak suñu diine également muy diine l'islam muy diine chrétien ak yeneen diine yi également foofu aussi il faut que ñu am nuñ ci agir ba jigéen ñi gën a mën a taxaw seen place gën a am seen doole parce que boo xoolee à l'origine ci diine jigéen dafa am doole mais niñ koy traduire les textes c'est ça qui pose problème donc yooyu yëpp lu ñuy xoolaat la te il faut que jigéen ñi aussi ñu dugg ci ñoom it ñu gëstu mooy li ñuy wax avoir accès au poste de décision bokk ci fi ñuy jëlee décision yi donc yooyu aussi bu ñu ko defee am na loo xam ne dina am njeexital ci jigéen ñi donc yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne xëy na bu ñu gën a dugg ci waxtaan bi dinañ ci gën a mën a dem mais li ñu mën a tënk daal mooy ne en matière de loi le Sénégal est fort mais dans l'applicabilité dans l'application foofu la ñu amee ay faiblesses te loolu il faut ñu xoole nu ñu koy jàngate ba yooyu yëpp ñu mën a traduire dans la réalité et dans notre vécu quotidien. soxna Zeynab yow mi nga xamante ne yaa ngi AJS tey ji ana yan convention le Sénégal signé te di sàmmonteeg ñoom ak lan mooy fakastal yooyu les conventions. peut-être man damay insister rek ci ñaari ba ñetti poñ lu ci jiitu mooy ci wàllu njàngum jigéen ndax boo xoolee ca démb ya dafa mel ni éducation des filles dafa sooxe woon jigéen ñi daawuñ jàngi l'école lu bari léegi Sénégal egg na fi ñuy wax ak li ñuy tuddee loi sur l'obligation scolaire mi andi li ñuy tuddee cycle fondamental nga xam ne xale bi dafa war a toog fukki at école xëy na am na ñu jàpp ne am na lu ci baax am na lu ci yoon jox mais lu ci munti am loolu permettre na ba scolarisation taux de scolarisation bi am parce que njàng mi bu amul rek defe naa tey bu fekkente ne ngeen nekk ay journaliste nekk ay animatrice toog fii parce que demoon ngeen école moo xam l'école lu tubaab bi la moo xam l'école lu arabe bi la moo xam mais njàng alphabétisé ngeen njàng mi am na ci solo boobu akki bu mag la beneen bi nga xam ne xëy na foofu la liggéey bi des mooy ci wàllu li ñuy tuddee taux de transition maanaam xale dañuy dem ba niveau CM2 mais lu leen di jëlee CM2 yóbbu leen ba cycle fondamental bi jeex collège bi ak secondaire bi loolu en général day am lu ñu tuddee barrière comme laaj bi nga samp mooy obstacle yi fii di defi di tekkee mais souvent pesanteur socio-culturel l'école bi xaw na sori tuuti parents yi peut-être bari wu ñu moyen torop wala nga xam ne dañu naan affaire u maye sëy yu teel yi wala affaire u mettital yi wala sax ñàkk am engouement ci njàng mi wala tam jàpp ni xëy na war nañu génn ci l'école bi dem liggéey tuuti pour am xaalis dimbali seen parents loolu xëy na côté boobu war nañ gën a mën a defaat ay efforts ci maintien des filles dans le cycle fondamental rawatina nag ci enseignement supérieur tey le fossé est encore grand boo xoolee ci amphithéâtre parce que man damay jàngale université boo toogee ci amphi da ngay gis ni toujours xale lu góor yi ngay gis donc xale lu jigéen ñi anañu donte ba leen di dugal sëy ñoom ak góor yi ñoo tolloo woon dim kon day wane ni machine bi am na ñu bari ñu mu wan na beneen bi ci des mooy wàllu politique loi parité bi baax na waaye parité bi dafa yemale ci élection liste maanaam élection bu dul liste rek parité amu fa donc loolu lu muy jur mooy parité bi jeeko bu baax la tax na ba li mu jigéen ñi ci bërëbu dogalukaay bi yokku mais warul yem rek ñun ci sensu convention bi nga laaj sensu convention Maputo bi mooy dañu war a def parité organe paritaire yu bari su ma joxee misaal mooy fonction élective yi maanaam lépp lu élection di joxe am nañ ci parité mais fonction nominative yi loolu moo des maanaam tabb ndomba tànk ci nomination yi da ngay gis ne boo xoolee sunu gouvernement yi xaaju ba paritaire soo amee 40 ministres da ngay am 9 femmes
soo xoolee suñu administration centrale bi amul assez de représentativité des femmes kon foofu noonu convention yi ñu ratifié baax na mooy protocole à la charte africaine bi muy protocole de Maputo bi muy SEDEF bi loolu ñun def nañu jéego mais dafa mel ni bu ñu doon wàññi dañ naan ci fukk yi ñeent rek la ñuy defagum donte ñun ñëpp ñu ngi tàccu boo xoolee ay réew comme yi dend ak ñun comme Mali dañuy def li ñuy wax système de quota bi ñu ne 30% bépp tabb bu amati ci li mu góor ak jigéen rek téeméer boo jël juróom fanweer yi dafa war a nekk jigéen xëy na loolu tam système bu progressiste la bu ñu permettre kon su ma tënkee dama naan am nañ ay avancées ndax ñu bari dañuy faral di tooñ association de femmes di naan ñu lan ngeen bëggati ñu ne leen li ñu bëgg mooy coono jigéen jeex. waaw parce que boo xoolee question droit yëpp question bien-être la ak question dignité. bu ñu waxee jigéen nag du jigéenu taax rek. du jigéen bu jàngi école rek. maanaam kay ka dëkk Bambey séeréer ka dëkk Jagle ka dëkk Fongelem bi ka dëkk Linguère ka dëkk feneen kooku mën a yëg ni kat man loi yi ñu tënk ci mim réew. am na njeexital ndax tax na ba léegi man su ma demaan hôpital du ma waree fay téeméer dañ naan ma comme da nga ëmb doo fay dara. waaw damay fàttali toujours ne bu ñu waxee ne gratuité césarienne ma ne attention grossesse processus de césarienne fin ba la. waaw nan la ñuy def ba ki nga xamante ne war na mën a def visite prénatale mu mën a nekk une gratuité bu boobaa la ñu naan affaire wasin ak jur ak mortalité maternelle wàññeeku na. waaw beneen bi ci des mooy kiy wëgg ndox di yenn ndox ba léegi ñu ne accès à l'eau nga ubbi sa robinet ndox xelleeku. Dakar bu robinet tëjee ñu ñaxtu. fan yi ndox mi jafe woon na tuuti. mais mu nga xalaat nag condition jigéen ba nga xam ne ca dëkk ba mu nekk ndox sax daf ko jafe bu nga ñëwaat ci yeneen secteur maanaam wàllu jot koom waaw am revenu accès aux ressources lan mooy mécanisme yi tax ba moom mu mën a jot ressources yi soit dafay am savoir faire te ñëpp léegi ci transformation bi lañ jëm est-ce que amuñu beneen méthode bu ñuy def ba nga xam ne du nekk ñëpp duñ dem defandoo lépp Sénégal da ngay gis ne ñëpp même chose la ñuy defandoo alors te transformation boobu du maye autonomisation ba ca war ndax autonomisation damay faral di ne processus la nekkul mënoo du lu ñuy décréter mënoo xëy rek nga ni def naa ci benn projet autonomiser naa 1000 femmes xëy na jox nga leen ci xaalis kalaasu kumba ndaw yi dañ ciy jël def ci jasneer def ci or daa ci def njukkal xew alors que xaalis mu jeex après nag ñu topp banque ba di fay di nëbbatu dikki or que autonomisation processus bu gën a xóot la bu gën a xóot mooy jigéen bi non seulement dañ ko war a jàngal savoir faire mais savoir faire boo xamante ne bu ci defee projet dina am lu ñu tuddee pérennité mais tey bu ma la jàngalee soppi bisaab ak buy pour séeréer yi nga def bisaab ak buy ngeen jaayante ko seen biir ñeenti yoon da ca des nga xoojal ko njaboot gi ñu naan après du am pérennité projet bi du ko am continuité or que processus yi dafa war a gën a dem donc daal ci wàllu jot koom ci wàllu jot poste de responsabilité ci wàllu fulaal jigéen ñi loolu defe naa ni am na jéego yu bare yoo xamante ne ci wàllu wërgu yaram am na jéego yoo xamante ne des na duñ wax nag ne gouvernement deful ndax gouvernement am na lu mu def mais ci lim def war na gën a mën a def kon suñu naan dañ naan na bu doon ay jéego la xëy na dañ naan na waaxu donc mi ngi dox temp mais na waaxu waaye tamit ñëpp xam ni li ñuy wax 8 mars bésu natt rek la pour xam lan lañ am ci lu baax ci li ñu mën a li jigéen ñi am ak lan lañ mën fan la yëf yi di sooxe ak nan la ñuy def ba parce que loi du dara lu dul xët mais xët mi balaa moo am solo dañuy faral di wax en droit ne une loi n'a d'efficacité que par son application. loi bi buñ ko appliqué wul amul njariñ mi ngi mel ne nga ne am naa téléphone nga dugal ko sa armoire téléphone boo ci deful puce defoo ci crédit du la amal njariñ loi bi tamit noonu la loi bi lu mu am solo tant que loi bi amul applicabilité dans la réalité rek la règle de droit elle est muette ba pare elle est vraiment nulle comme ni ñuy faral di wax elle est réduite à zéro et buñ ne zéro la daanaka mooy du dara daal donc maa ngi yemagum foofu en attendant ñuy dugg ci laaj yi. soxna Zeynab ñu ngi lay gërëm li nga indi léegi am na solo xanaa rek ñu wëlbatiku ci Zeyda laaj ko moom itam diine islam moom moo njëkk a sagal jigéen. moom moo njëkk a yëkkati jigéen. te au départ bi ñuy wax journée de la femme ak di xeex ak yelleefu jigéen dañu foog a nekk dañuy ñëw pour opposer góor ak jigéen loolu lan moo ci sa xalaat yaa Zeyda. waaw soxna si Amina macha allahu taala xam nga boo demee ci alquran suñu borom bi subhanahu wa taala dana yaa ayyuha nnaas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladi tasaalu bihi wal arxama inna allaha kaana alaykum raqiba boo demee ci alquran ci sootu nisaa yi suñu borom bi subhanahu wa taala dafa wax foofu daal di ni yéen nit ñi waxul ni
ku gëm wala ku gëmul dana yéen nit ñi ma bind. waaw dama leen a bind ci benn bakkan. ñan laa njëkk a bind dama bind góor génnee ci góor ga ay jigéen génnee ci ay famille na ngeen ma ragal te gis nga jigéen ñooñu nga xamante ne génne naa leen ci ñoom na ngeen leen yërëm te ngeen rafetal seen diggante. kon comme nam ko waxee ca alquran encore ne ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa'i bima fadala allahu baadahum ala baadin mu ne góor moom mooy kilifay jigéen waaye nag lu ñu def parité parce que am na foo xamante ne jigéen ak góor dañ fay tolloo waaye nag am na fu ñu dul tolloo jigéen góor moom mooy kilifaam comme bu ñu demee ba nga xamante ne léegi dëkk bi def nañ parité daal di ne jigéen ñi ñoom ñoo tolloo góor ñi loolu xam nga ni buñ ko waxee dañoo wax lu ñu xamul waaye góor moom mooy kilifay jigéen waaye nag lu mu nekk kilifaam na ko yërëm na ko bàyyi xel na ko dimbali comme ni ko soxna si waxee sànq jigéen ñi dañoo sonn jigéen ñi dañoo daw bu bëgg a dee jigéen ñi toujours lu nekk ci kër gi boo demee ci kër yi sax léegi da nga naan est-ce que jigéen ñi duñu kilifa yi kër gi ndax responsabilité bi nga xamante ne ñoom dañ koo nangu dañ koo dékku ci njaboot ga tey jii boo demee ci école yi lu ñuy wax demal nga war ma sa yaay waaw doo dégg ñu ne wool ma sa papa waaye nag macha allahu taala am na góor ñoo xamante ne nag taxaw nañ taxawu nañ seen njaboot taxawu nañ seen famille taxawu nañ seen soxna waaye jamono bii booy xool góor ñi sax bañ nañ ko ba dañu naan jigéen ñi res ko taxaw demal nga géreel aw ma jot man damay liggéey loolu moo bari fii macha allahu taala kon jigéen ñi góor ñi dañ leen a war a yërëm jàppale leen comme ni ko soxna si waxee gis nga boo demee ci àllu Casamance bi wala nga dem ci village yi jigéen ñi dagg nañ jigéen ñaa ngi ca tool ya jigéen ñaa ngi ci li mu wax sànq ni ma nga ca robinet ya ña ngay duy ndox ya di yanu ci xam nga ni paanu ndox ni mu diisee xëy na jamono bu njëkk mais jamono bii ñu toll nii tey man ku ma ko yanoon de man de àttanu ma ko mënatuma ko sax loolu dafa metti dañoo war a jàppale jigéen ñi dañoo war a dimbali jigéen ñi comme ni ko ndeysaan suñu femme boobu di ko defee muy soxna Marème Faye Sall di dimbali jigéen ñi te yàlla tax macha allahu taala yal na yàlla fay leen ci darajey alquranul karim jigéen ñi daal sonn nañu tàyyi nañu ut nañ seen rangooñ wadd na ci seeni dënn surtout tey journée de la femme ku ci nekk nag surtout ndeysaan borom kër yi nañu neexal seeni jabar nañu defaat li ñu naan première may gu njëkk boo ko joxee bu ñu sañsee ñu ne leen journée de la femme tey dama lay bégal nañ jënd oto jox jigéen ñi nañ jënd or jox jigéen ñi nañu jënd kër yu bees jox jigéen ñi nañu jël xaalis yi nga xamante ne dañ koy joxee ca biti ñu jox ko jigéen ñi ni ko journée de la femme tey dama lay gâté wala ñu ànd ak ñoom ci restaurant yi macha allahu taala waaw jërëjëf yaa Seyda mu mel ne li nga wax nii am na solo am na itam ñaari jigéen yu nga xamante ne ñoom seenu dund yëpp dañu ko xeex ngir luy féexal jigéen ñaari soxna yooyu ràññeeku woon ci lool di soxna Maimouna Kane ak soxna Caroline Faye équipe bu Malikia TV dal di leen fàttaliku ñu seetaan élément bi dikkaat ci plateau bi. àq ak yelleefu jigéen bu ñu ko dee wax fii ci Sénégal xel yi dal dina yar ci ñaari jigéen ñaari jàmbaar kii doon wuyoo Maimouna Kane kee doon wuyoo Caroline Faye Diop. ci weeru mars atum 1937 la Maimouna Kane gane si woon àdduna dal di wuy ji boromam benn fan ci weeru mars atum 2019 mu mel ni ki tàmbaleem ak mujjantalam lépp dafa nekk ci weeru mars di weer bi ñu jagleel jigéen ñi. Maimouna Kane ab juriste la woon nekkoon auditeur sa cour suprême nekkoon statut sa procureur bu Ndakaaru nekkoon itam conseillère ci cour d'appel ba tey ci Ndakaaru mu tàbbi nag ci géew politique bi di béy waaram ba tey si lu jëmale jigéen kanam fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 1978 la dal di dugg ci gouvernement bi tàmbali si secrétaire général ci wetu ministre bi ñu dénk lépp luy suqali jëme ci jigéen ñi mu xamante woon ak Caroline Faye beneen daanaan ci lépp luy jëmale jigéen kanam moom moomee di Caroline Faye nekkoon soxnaay Demba Diop kàngam ci wàllu politique mi ngi juddu woon fukki fan ak benn ci weeru sulet atum 1923 ca Foundiougne génn àdduna ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru sulet atum 1992
Maimouna Kane ak Caroline Faye ñaari jàmbaar ku si ne si ñoom weer wi nga gane si àdduna nga ko dëddu. Caroline Faye di jigéen bu njëkk a nekk député ak ministre fii si Sénégal yitteem yépp nekkoon nees mën a def ba jigéen bañ a des gannaaw. tey jii bu ñu naan code de la famille moom moo tax bu jigéen daan fayeeku xaaju salaire saa su jëlee congé de maternité te tey jii loolee dakk Maimouna Kane la ñu koy gërëmee. ñoom nag seenub xeex nekkuloon benn yoon ngir diir mbagg góor ñi wala sax di leen tëkkale ak jigéen ñi donte nag Caroline Faye la mu daan tontu ñi daan jéem a fakkastal jéego yañ ca daan def mooy ne lu guy réeréy gi fay ndayam. taxawaay yu ràññeeku la ñu amoon ñoom ñaari soxna yooyee ci Sénégal ak ci bitim réew. Caroline Faye mi doonoon ab jàngalekat jiite woon nag l'école bi nga xamante ne ma nga nekk fa mu cosaanoo li ko dalee atum 1951 ba atum 1962 nekkoon député li ko dalee 1963 ba 1978 di at ba mu dugg ci gouvernement bi. ca bitim réew mu nekkoon fa vice-présidente internationale socialiste yi ci atum 1976 ak yeneen i ndomba tànk yu am solo mel ni kii ci conseil national des femmes bu Sénégal. stade ba nekk ca Mbour moom moomee la ñu ko dippee réalisateur bi di Cheikh Adramé Diop dal di def rek ab film documentaire ci dundu Maimouna Kane bokk na itam ci la mu ca waxtaanee mu di digganteem ak ñaari président yi di Senghor ak Diouf li ko dalee atum 1970 ba atum 1980. kon mu ngook ñu daldi dellu si plateau bi gis ngeen ko yéen suñuy gànnal ñi nga xamante ne ñoo di ñaari soxna Maimouna Kane ak Caroline Faye Ndeye Dom tey boo gisee ñaar ñi nga xamante ne ci loolu lañ doon yëngu ban jàngat nga ci mën a def. jàngat biñ ciy def rek mooy ay icône lañu parce que bu ñu waxee tey cause des femmes ak mouvement des femmes au Sénégal toujours ñoom la ñuy jiital. muy Caroline Faye ak Maimouna Kane te yàlla defoon nit ñu nekkoon ci position yoo xam ne mënoon nañ agir te loolu aussi mën nañ ko rafetlu ndax doonoon na cause boo xam ne dañ ci engagé xëj na tey AJS sans off the record avant ñu dugg studio ñu commencé émission maa ngi ci doon waxtaan ak soxna Zeynab di rafetlu ni nga xam ne noonu la AJS di doxee parce que mettre nañ en place une association boo xam ne tey c'est impersonnel. ñëpp ça fait depuis 70 je crois ñu ngi ko créé te ba tey mu ngi taxaw mu ngi continuer di fonctionner parce que ñoom am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko ci te loolu it day rafetlu li nga xam ne moom mooy xarañteefu jigéen bu ñu demee ba def loolu ba tey depuis il y a combien de présidents qui sont passés et l'association continue à fonctionner tey bokk na ci association yi gën a ràññeeku ci pour ce qui est de la cause féminine. Caroline Faye également ci wàllu domaine bi mu nekk mu politique parce que moi j'ai l'habitude de dire que politique fa la ñuy jëlee décision yi parce que ñoom ñooy gérer la cité. donc bu ñu amee jigéen ñu fa nekk à des postes yoo xam ne mën nañu agir pour le devenir des citoyens loolu avantage lay doon te ñoom en tant que jigéen posé nañ ay jalons tey bu ñu waxee sànq wax nga ko ci élément bi affaire grossesse ak maternité li nga xam ne Maimouna Kane def na ko ci ba tey congé de maternité maanaam loolu dafa am solo parce que am na jigéen ñu bëri yoo xam ne seen carrière dafa yàqu ndege grossesse liggéeyatuñu parce que dañu nekk période de maternité retrouver ñu seen travail. donc loolu lépp c'est très important te loolu dafa bokk ci li nga xam ne day dooleel jigéen mu am autonomisation am liggéey am estime de soi parce que liggéey bi du xaalis bi rek sa estime de soi sa nekkin sa développement personnel loolu lépp def ci bokk parce que banqaas yi def ci bëri ci wàll boobu donc ñoom du ñu liggéey je crois que posé nañ des jalons yoo xam ne am na ñeneen ñu ñëw seen gannaaw dugal ci seen texte seen tànk ñu mel ni ñoom Marie-Angélique Savané dans d'autres domaines également muy lu dul politique sax même sport bi nga xam ne man dinaa ci yëngatu am na ñoo xam ne teg nañ fa seen tànk donc ñoom vraiment wane nañ yoon bi et puis ñi leen topp ñëpp am nañu une pierre bu ñu apporter à l'édifice donc doon na loo xam ne vraiment mooy fondement bi ni ma ko mën a waxee mooy fondement bi te tey am na yeneen i briques yoo xam ne teg nañ ko si pour mur bi mën a taxaw mur bi mën a jëm kaw. exactement dañuy daal di jàll rek ci soxna Zeynab nga wax ñu rek kàddu yi nga xamante ne mënees na ko yëkkati gannaaw élément bi ñu seetaan léegi. waaw jërëjëf xanaa di rafetlu rek élément bi parce que fàttaliku aussi am na solo ndax ku xoolul démb xëy na tey doo mën a nit ba mën a nit suba daal loolu aussi c'est très important de se rappeler de ñi fi jaaroon. soxna Maimouna Kane nag la ñu gën a xam gën ko miin parce que ci association bi ñu bokk la bokkoon. amoon ci tamit ay taxawaay yu rëy am ci ay seede yu baax yoo xam ne dañ defal nañ ko fa di ñaan suñu borom rek fa ñu nekk gënal leen fii
ci combat yu mujj yi sax bokk na ci caucus femme leader defe naa am na image boo leen wane fi mu sol grand boobu ci caucus femme leader bi la woon nga xam ne bi ñuy def processus su parité bi donte association bi newul woon ci caucus bi moom personnellement nekkoon na ci caucus bi pour joxe ce que je suis tentée d'appeler une caution morale parce que nekkoon na personnalité bu mag. beneen bi mooy ñi ko xam dëgg dañuy nettali ni moom am na sax d'ailleurs ku def film ci moom te ñëwoon ci ñun aussi ñu jàpp ci filmam bi bu baax. baf ñu ne moom bi muy nekk ministre moom ci boppam mu seede ko ñu déglu ko mu ne ñu moom condition femme rurale daf ko intéressé woon. parce que am na bés mu dem ne na tournée mu gis ne ci quinzaine de la femme la njëkk a lancé bi mu ko lancé mu dem tournée mu gis ne ndox amul nee na mu ñibbisi mu wax collègue am bi yor hydraulique ni ko forage yi foog mu am ci dëkk yi. jour bi mu génnee àddina dañuy def benn plateau spécial am ko ñuy wax soxna Bintu Sidibé mu nekk ci mu jiite diir fel jenn ba ci directoire des femmes en élevage moom am na expérience bu liggéey ak bu yaatu ak soxna Maymuna Kan mu sedd ni moom daf leen daan woo sax ne leen il faut ngeen dimbali femme à la base loolu wane ni xeexu 8 mars ak droit des femmes du rek xeexu élite yi donte élite yi ci position stratégique yi ñuy nekk mën nañu influencer politique yi mais loolu aussi daf ci am solo soxna Caroline Faye nag moom aussi dafa ràññeeku ci politique parce que moom moo njëkk occupé première femme députée à l'Assemblée nationale loolu dañ koy fàtte ci taarix di ko wax beneen bi ci des aussi moom moo njëkk a nekk aussi première femme ci li ñuy tuddee secrétariat à la condition féminine booba temps amul ministre de la femme mais boo interroger histoire institutionnelle u femmes yi moom moo njëkk a occupé secrétariat à la condition féminine sous Senghor plus tard lañ doog a am donc ministère nga may ma rek balaa peut-être muy génn ci laaj bi sànq yaa Seyda dafa am lu am solo lu mu yëkkati mooy ci wàllu taxawaayu góor ak jigéen ci l'islam góor ak jigéen ay péete lañu mais ci kër gi góor ñi ñooy yilif jigéen ñi mais bu ñu génnee ci penc mi nag jigéen ak góor ba'dukum awliyaa u ba'd ay péete lañ ci lan ci ta'muruna bil ma'ruf digale lu baax wa tanhawna anil munkar loolu il faut ñu leeral ko parce que bu ñu ne góor ñi ñooy kilifa jigéen ñi rek góor bu génn gis jigéen ñi ko may sa kilifa li tax may nekk kilifa mooy bu mu sëy moo dox suñu digg wala sa wayjur bu góor laa wala sa mag laa wala kilifteef boobu même ñi tax si sa dañu naan baatu xawaamun na ala nisaay xawaamun mooy ca taxawaay ba su fekkente ne amoo taxawaay comme yi mu junju yow kilifteef nga dafay kii loolu aussi bëggoon naa ñu bàyyi ci xel tuuti parce que kalaasu aadama ndaw gi tam nga ni góor ñi ñooy kilifa ñëpp suñ ku jigéen ne maa ci kilifa yëkkati sa dënn or souvent damay faral di ne diggante góor ak jigéen waru am rapport conflictuel parce que góor ñi ñooy sunu ay borom kër ñooy sunu papa ñooy sunu doom yi ñooy sunu rakk yi donc rapport bi am rek rapport de complémentarité la war a am rapport d'alliance rapport de jàppalante mais nag Afrique parfois ci sunu aada yi ni ñuy socialiser góor ñi dañ la naan góor dafay dëgër dafay dur warul bale warul am yërmande kilifa la jox ko arme yi nga xam ne moom lay détruire femmes te en général ñun bu ñuy socialiser jigéen ñi bu ñu socialiser góor ñi ñun ñoo leen di jox arme yi nga xam ne suba suñ amee seen jabar duñ ko def nawle dañ koy def sous personne ngeen baal ma parce que bu fekkente ne ñaar ñi way dencante yi ak ñaar ñi nekk ci benn espace nawlante nañ rek conflit du fa am damay faral di wax collègue yi ne leen université li tax mu neex kenn cheful kenn fii da ngeen di dóor ñuy dóor waa dañuy nawlante ngeen jox ñu cër ñi ngeen joxante cër parce que ku ci ne li la fi indi mën na valable aussi ci milieu presse ku nekk li la fa andi mooy ci sa li nga mën ak ci sa li nga jàng kon bu ñu egsee foofu bu ñu transposé wul rapport conflictuel yi ñu am ci kër yi rek du dem mais suñu bëggee jàpp képp jigéen buñ dajeel yépp man jigéen ñi tëdd sama ginnaaw ñun tam ñu bëgg a jàpp góor buñ dajeel yépp góor laa bàyyi sama kër rapport boobu du nekk rapport bu conflictuel en général muy faral di ne li tax yëf yi war a gën a yomb mooy ku ci ne rek bu jàppee boppam te Sénégal dafa am lu am solo luñ amoon te di ko bàyyi léegi bu njëkk ba ci mbedd mi moo daan dox góor bu lay interpellé danaan soxna si pour yërmande bu mu am ci yow wala ma sœur wala nangam waaye léegi kii naka am na benn expression yi ñuy utiliser bëgguma sax tudd ci télé ci teggin ñu may dégg mais loolu yëpp daf c'est révélateur de cër bañ joxoon jigéen ba ma ngay bëgg a wàcc te nag ñu war ko delloo mais nag maa ngi ñaan ulema yi tamit borom xam-xamu lislaam yi wax ci mosquée yeeg ci émission rajo yeeg ci ñëpp nenu tafsiral nit ñi ci sunu modèle bi ñu amoon ñun jullit ñi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmande bi mu amoon ci ay jigéen ci saxaaba yi ko toppoon ak saxaabiya dafa am ku bind téere bu am solo les femmes autour du prophète mu tudd Asma Lamrabe muy d'origine marocaine ci préface bi mu wax ni su ma mënoon wax dama naan les femmes chanceuses autour du prophète ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn lu mu yëkkati te jigéen ñi bokkuñ ci ñu ne jour ba muy xare Uhud da ko ñuy wax Nasiba bintu Kaab dafa nekkoon ca wet ga
jour ba muy bu waxee Khadija ne ci wàllu koom su waxee Aïcha ne ci wàllu xam-xam su waxee leneen ne leneen kon ci au nom de cette religion là mënuñu jël des instruments pour détruire les femmes au nom de cette religion. On doit au contraire bi ci des mooy li yàlla cëral ci li place bi yàlla jox xam-xam ci diine ak ci doomu aadama mu ne ñi xam ak ñi xamul du ñu yem. kon ñoom ñi xam ñoom ñoo war a xamal ñi xamul ne leen mbir mi kat du foofu am na loo xam ne nag sunu aada ceddo maam yi la woon fii ñu tey ci ba mu dëgg ñu bugg ko askanalee diine kon ñoom yaa sayda yeeg ñoom ustaas yeeg ñoom imaam yi wane ñu gën a mën a jàppale askan bi ci loolu maa ngi jégalu bu baax nag dugg naa ci mbirum ñoom yaa sayda donc vraiment maa ngi leen juste pour rebondir ci lii voilà bala ñuy la sayda li Zeynab wax sànq yaa sayda bi mu koy wax je voulais rebondir sur ça que lecture bi góor ñi am ci parité dafa biaisé en fait du conflit du diiroo mbagg parce que bu ñu xoolee biologiquement ni ñu bind góor ak ni ñu bind jigéen ku nekk tu as ton rôle ku nekk rapport yi ngay am ak sa nawleem ne serait-ce que doom ji ci kër gi rapport bi muy am ak yaayam du niroog rapport bi muy am ak papam parce que ku nekk am na rôle boo xam ne moom la suñu borom def ci yow donc il faut que ñu comprendre ko noonu benn jour dama nekk marché je me suis amusé à discuter avec un commerçant parce que dañ doon waxtaan ba mun a ma yéen na parité donc da ngeen di assumer comme góor ñi ma ne ko non ma ne ko léegi yow boo gisee ku comme par exemple yow yaa ngi liggéey kële mu ngi yor kantinam comme yow ku nekk da ngay xëy 5 heures du matin ngay xëy moom 5 heures du matin lay xëy yow li ngay ñafe pour yóbbu ko sa kër moom lay ñafe pour yóbbu këram léegi où est la différence mu ne ma amul différence de ma ne ko député bi nekk assemblée ku nekk di défendre intérêt sa peuple wala intérêt sa parti ana différence bi mu ne ma amul différence ma ne ko foofu la ñuy wax parité ku nekk la nga liggéey nañ la jox la nga yellool mais pas parce que jigéen wala parce que góor nga ku nekk bu fekkee xarañ nga si li ngay def parce que compétence amul sexe compétence góor ak jigéen ku ko wuti di nga ko am donc foofu la ñuy wax parité mais bu ngeen nekk ci kër gi ku nekk am nga sa kilifa muy sa papa muy sa grand frère muy sa borom kër même sa petit frère mën na nekk sa kilifa selon taxawaay bi muy am ci yow. Exactement. Donc c'est des rapports personnels c'est des rapports de respect mais ku nekk itam da nga koy mët boo assumer ses responsabilités ba mu mët ñu jox la kilifa parce que respect kenn du ko wuti dañ la koy jox donc boo ko mëtul kenn du la ko jox donc foofu la nekk mais parité c'est plus sur le côté professionnel ak sur point compétence ak xarañteef que sur le plan rapport social du foofu ci ku nekk la nga mën da nga koy wane mais bu dee ku nekk sa rapport ak sa kilifa ak sur le plan social parce que ku ne am nga kilifa yonent bi moo ñu gën ñun ñëpp mais yàlla daf ko wutal kilifa daf ko wutal référence muy maam Ibrahima à plus forte raison keneen donc ku nekk am nga kilifa muy góor muy jigéen donc nañ ko xalaat nañ ko jàppee noonu te xam ne parité si liggéey bi la ku nekk boo amee sa compétence nañ la fay la nga liggéey mu jeex. dëgg la li nga wax am na solo Ndeye Dome Diouf ndax boo dee xool li nga xamante ne moo di parité ci instance de décision yi lañ ko wax te ñaari pionnières yi nga xamante ne seetaan nañu leen léegi ñoom daal nañu leeral ne mbir mi du diirante mbagg ak góor ñi loolu je pense que c'est très clair xëy na dafa dese woon ci boppu ñi nga xamante ne ni ñoo di askan wi. li fi yëpp macha allah dafa am solo. xanaa tam dellusiwaat tuuti rek ci yaa Seyda li mu wax. macha allah tey bésu 8 mars bi dañu war a sagal jigéen dañ ko war a berndeel. dañ ko war a bégal ko. dëgg la waaye jigéen duñu xaar rek 8 mars pour sagal ko pour berndeel ko tous les jours dafa war a nekk 8 mars. pour jigéen gi. dëgg la nekk bés boo xamante ne dañ ko war a sagal dañ ko war a berndeel parce que nag bu ñu fàtte ne que. fii koo fi gis rek góor boo fi gis mu am taxawaay bu rëy rek da fekk ne jigéen moo taxaw ci gannaawam. da fekk ne jigéen na ko jur da fekk ne jigéen na ko yar da fekk ne jigéen na ko tàggat kon war nañu bàyyi loolu xel macha allah di xam ne daal saa su ne rek war nañ di bégal jigéen ñi di leen sagal. macha allah. waaw jërëjëf Amina am na solo ñu daal di jàll si yaa Seyda ñoo ko seetaanandoo yan kàddu nga ci sànni. waaw macha allahu taala soxna si xam nga ndeysaan Zeynab am na lu mu wax sànq bi ma ne ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa bi ma fadala allahu baadahum ala baadin góor mooy kilifay jigéen waaye ci biir kilifa bi mu ko yilif
yàlla da ko ne na ko yërëm ndax boo demee fii ci sootu nisaa yi dane wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arhama inna allaha kaana alaykum raqiba mu ne yow mi nga xamante ne sa compagnie bi nga xamante ne yéen ñaar yéen a bokk nekk ci kër gi ak loo ko yilif na nga am ci moom yërmaande ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dem marché da daan jël ay soxnaam di leen uppal fourneau ñu nekk ca waaño mu di leen jàppale ndax góor ak jigéen bu ñu jaamoo seen borom bi subhanahu wa taala am na foo xamante ne jigéen mën na ko faa raw am na fu ko jigéen mën a raw waaye xam nga ñun lan moo ñuy wàcce toujours dañoo yor doom di ko nàmpal ba pare dañuy fakk jëf ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca dem di jëli julli Isra wal Mi'raj ba mu demee ba mu ne yun toujours borom xam-xam yi wax ko dafa yër safara mu daal di ne waaw borom musóor yi lan la mu ni ko jigéen ñi day fi bari mu ne lu tax ñu bari fii mu ni ko waa parce que dañuy fakk jëf ndax jigéen fu mu mere dina ni jëkkëram defaroo ma dara fu mu mere dina ko ni dara nga ma defalul ak lu mu ko mën a defal kon ñun dañu am yoo xamante ne moo ñuy wàcce te nag batuñu comme liñ koy waxee batuñu ndax ay nit kese lañ ba pare góor ñi ñoom ñoo ñu ëpp xel ñoom ñoo ñu jiitu ñoom ñoo ñu nekk koo xamante ne ñooy suñu baay boo amee jëkkër baay nga ko war a def da nga ko war a def frère bu mais mat dafa war a taxawee foofu nag boo gisee sànq ma ne nañ leen bégal jigéen yi comme ni ko Amina waxee sànq ni góor bis bu ne dafa war a sagal jigéen dëgg la comme na ko benn waykat waxee rek daal di ni léeg-léeg nga xool sa soxna ba yàgg rek nga ni ko tey laa la gën a bëgg mu sañse nga ni ko man sax tey damay dolli may gu jëkk ak warugar man sax tey moom vraiment sañse bii musumaa gis sañse bii ci biti duma ko xool ci biti fii laay xool macha allahu taala kon toujours góor dafay yërëm jigéen waaye góor du mës a tolloo ak jigéen ndax parité bi nga xamante ne dañ koo def xëy na dañ koo def rek ngir sagale ko jigéen ñi mais nag góor mooy kilifa jigéen te nag comme ni ko soxna Sale waxee juriste bu baax bi macha allahu taala ak borom ñuulaay bu rafet bi lu mu wax sànq dane carrément kilifa dafa baax parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon kilifa yàlla dafa nekk kilifaam di yebal Jibril muy ñëw ci moom te ñun yonent bi mooy suñu kilifa yonent bi ci moom la ñuy roy li muy def moom la ñuy def li nga xamante ne moom la ñu yàlla jox ci moom ni roy leen ko ci loolu la ñuy roy kon tey journée de la femme 8 mars bi ñuy defee ci Malikia TV macha allahu taala comme ni ko Amina waxee rek góor ñi dañuy war di sagal jigéen ñi fu ñu toll di leen dimbali ni ma koy waxee chaque jour man dinaa faral góor ñi waaye nag wax dëgg yàlla jigéen ñi dama leen ñeewante am na nag góor ñu baax bu leen nag jeng yéen it daal di koy wéer góor ñi rek mais yaa mais nag da ngeen xam ne yaa Seyda am na loo wax d'accord ma ci yaa Seyda am na loo wax je suis pas d'accord loolu d'accord ma ci benn jeng ngeen lool nag baa leen gën a jeng waaye ñëpp duñu benn góor ñëpp duñu benn am na ñu baax lool am na ñoo xamante ne macha allahu taala comme ku mel ni Moutaga Gayndoo ndeysaan fële ca cité impôt domaine madame Gayndoo Umu Taal moom moo ma solal nii ma xaw ko ci ngeen jéggal ma nag ma dugal ko ci rek ndax damay dem mu ne ma solal robe bii ndax maam Alaaji Maali rek laa bëgg sama xol macha allah yàlla na ko yàlla fay dégg nga su ko defee moom wax dëgg yàlla moom day boo moytuwul sax mu jël bu jabar ji toogee sax mu jël tànk yi teg ci kaw taam ni ko dangaa sonn di ko bës teral ko kon nag macha allah taala am na góor bu baax kon nag mboolem caméra yi yéen ñi nekk fii waaw waaw am na benn boo xam ne moom loolu moom d'accord faut ma rebondir si ndax nee na góor mu ëpp xel jigéen ça je suis pas d'accord parce que intelligence la compétence la dañ koy acquérir ku nekk da nga koy wuti tey fu góor nekk ci poste jigéen mën na fa nekk tey amul fu góor di nekk te jigéen du fa nekk ça n'enlève en rien nag au fait que boo nekkee sa kër sa borom kër mooy sa kilifa parce que gis nañ ay présidente de la république c'est le plus haut poste bu ñu xoolee fii ci république yi te bu ñu amee borom kër dañ leen di jox cër ñoom ñooy doon seen kilifa Angela Merkel elle a été chancelière pendant
pendant 2 décennies. En Europe de l'Est on voit des présidents de la République fii am nañ fi ay femmes premier ministre Mame Madior Boye am nañu Aminata Touré nay des femmes ministres ñoom ñii ñu wane léegi Maïmouna Kane ak ñoom professeur Ndioro Ndiaye Aïda Mbodj ñoom ñëpp mais boo leen fekkee seen kër dañuy dindi yëre ministre bi doon soxna ci seen kër doon yaay ci seeni doom donc mooy li ma waxoon sànq rek compétence bi ci biti la fa ngay liggéey tu es compétent boo fa nekkee supérieur tu es supérieur mais boo ñëwee ci kër gi da ngay endosser sa rôle épouse sa rôle mère sa rôle femme donc en aucun cas l'homme ne peut être plus intelligent que la femme loolu moom mënuma ci d'accord. waaw doo ci d'accord mais gis nga maam Fawade Wele radiyallahu taala anha gis nga keroog bi mu soxlaa ñaan yàlla mu may ko doom ju baax dafa jël sër yóbbante ko ngir ñu ñaanal ko kon góor mën na bañ a ëpp xel jigéen parce que yow néegu sëy bi yéen ñaar ñiy sëy mais néegu sëy bi ku nekk day dimbali sa moroom loolu la borom bi subhanahu wa taala wax léeg-léeg kii xaw a naïf tuuti ci benn côté kii jàppale ko jàppalante la rek jàppalante la du moo tax mu toll ñu compagnie ku nekk mu ne na ngeen sëy ngir ngeen mën a jur yokk xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais maam Fawade dafa yóbbante sër ni na ngeen ma ñaanal ndax loolu xam nga ni kilifa moo ko waral ak wane ni moom jigéen la am na compagnie bu mu nekkal macha allahu taala te bëgg na am doom ju baax mais lu tax ñun ñuy dem di dékk suñuy ñaanal ma ku ci amul jëkkër ñaanal ma am jëkkër ju baax ñaanal ma am doom ju baax ñaanal di ko mais ay góor lañ koy dékk waaw am na ay jigéen ndeysaan am na ay jigéen mais pour waaw macha allah dafa mel ni lecture bi parce que borom subhanahu wa taala dafa ne xalqal insaana xulqal insaanu daayifa dafa bind nit ci mu matadi doomu aadama la wax waxul góor waxul jigéen ñoom ñaar ñëpp a matadi waa xaaral rek maa ngi yow xam nga déglu naa la sànq bu baax ak xel ak xol déglu naa la ñaar yëpp macha allah léegi dag may may rek ma nit ma andi sama lecture yenn saa yi li may faral di ne alxuraan Sénégal góor ñi ñoo ko gën a jàng ñoo ko gën a tafsir maa ngi ziar bu baax waa kër Alaaji Amadou Dem ci Sokone ci tafsiram bu rëy bi ci tafsir boobu dafay am lecture boo xam ne parfois buñ koy jàngale ci daara yi ndax ñun tam am na tuuti lu ñu laal ci doomu daara ci suñu socialisation dañuy wane cër bi góor mën am ci kaw jigéen waaye ñun li ñu wax ba léegi comparé wuñu waxuñu ne jigéen moo ëpp cër jénguñu ba ngeen dégloo biñ tàmbalee ba tey wane wuñ dara lu jéng ne jigéen ñi la ñu faral donte ci la ñuy yëngu suba ba ngoon waaye li ñu bëgg a wane rek mooy góor ak jigéen ay péetaliñ yàlla dafa bind doomu aadama ci mu matadi ci matadem googu nag mu boole leen ñoom ñaar mu neen pour lan pour bu ñuy sëy ñoom ñaar ñu ànd ci lan ci mu wadd ak ci raxma di taskunu ilayha xam nga loolu dafa am lu mu tekki moo tax sànq ma interpellé ni ulama yi dafa am responsabilité bu ñu am mooy message d'accès de miséricorde bi l'islam am moom la ñu jàllalewul ci jullit ñi wala ñun suñu dégg-dégg ci loolu moo leerul mooy lecture des textes mooy lecture des textes bi ci des mooy parité bi ñuy wax nii parité instance de décision la wax ba léegi code de la famille bu 1972 kenn modifié ko dafa wax article 152 le mari est le chef de la famille point pour obligation des charges du ménage 277 pèse à titre principal sur le mari donc cër yi ba tey ci droit positif bi ñuy àttee nii wàññiwul doole góor ci kaw jigéen loi parité nag leneen la dafa seetlu ni góor ñi ak jigéen ñi bu ñu àndee ci yoonu politique góor ñi dañuy faru te jigéen ñi duñu faru ñu ne naka lañuy def ba jigéen ñi faru ak góor ñi ñu ne ñaari yoon moo am quota bi Mali jël yoon boobu wala parité Sénégal yi man yoonu parité lay tànn ñu ne parité mooy lan mu ne ëpp ba pour élection bu ñuy tabba ci élection liste rek il est institué une parité absolue article premier loi dans les instances électives et semi-électives bépp élection liste rek li mu góor ak li mu jigéen bi ñoo ci war a tolloo mais loolu kañ la laal cër yi ak dépense yi kañ la laal jaar way dencante fi ñuy toogee mosu ko tudd kalaasu Amadou Ndongo bi ñoo xamul ni ngeen di diri xanaa say doom bàjjen lañu yéen ni da ngeen jël suñu place ma ne mais kañ lañ ma sax dañuy jël seen place parce que bi ci des mooy suñu penc ni mu bindoo penc bi dafa soxla loxo góor ak loxo jigéen exactement sànq aay bi ma fi junj wax na ko waaw wal al wal mu'minuuna wal mu'minaat awliyaa'u ba'd ci lan ci ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar
su fekkee dañuy am taxawaay boobu dëgg julis yi ngeen baal ma ak kii tey moom beneen taxawaay tey ndongo daara bi la taxawaay doomu daara macha allah vraiment cër boobu soo gisee soxna yi am cër bu rëy am sunu maam maam faa waddu wele sunu maam soxna Jaara Buso ci taar bi ñu taar bi ñu seen borom kër mais taar bi ñu boobu neewuñu ku nekk ci penc mi doo taar bi ñu sa borom kër ñaari mbir yu différent la ñun ñaan ni ñuy ñaan mooy ngànnaay jullit waaw dañ koy ñaan ci guddi di ko ñaan ci bëccëg di ko ñaan ci suba di ko ñaan fu ne di ko ñaan ci bërëb yi sell yi ne lañ fay nangoo ñaan macha allah kon jigéen ñi ak góor ñi ku ci ne da nga am cër ci ñaanal sa borom sa doom mu am maam Ousmane bu amul woon cër ñaan boobu xëy na ñaanu maam Fawad du nangu loolu yëpp amul c'est-à-dire li may bañ mooy ñu chargé jigéen ñi ne jigéen ñi ñoo def jigéen ñi ñoo def jigéen ñi ñoo def am na jigéen ñu def lu baax am na góor ñu def lu baax am na góor yu def safaan am na jigéen ñu def safaan samp laaj bi ñuy samp mooy naka la ñuy def ba suñu ñëwatee 8 mars góor ñi daan def safaan comme ni nga leen indi sànq ñu ñëwaat ci booy booy jigéen ñi daan def safaan jàpp ne góor sa jëkkër sa morom la dafa am nga am déedéet loolu du yoon bi ku ci newoon tam nekkoo ci yoon bi yoon bi lan la yoon bi bëggalante la yoon bi lan la yoon bi mooy ñaari nit ñu décidé ànd ñaar ñoo dañuy ànd ci li leen neex exactement tey contrainte yu bari tey peut-être mënul wax statistique ci wàllu divorce ak ñi ñuy seet suñu étude de droit ñu fi jógee mais en général ñi leen seet ci yan raison lañ leen seet si ñooñu liggéey benn téere bu am solo ci wàllu cause du divorce yi Sénégal à partir de suñu données yi ak suñu données chiffrées yi am ci rôle tribunal yi macha allah boo ñëwee dañ gis ne ñu bari li leen di indi mooy mbirum dépense quotidien ak mbirum infidélité dañ ko wax nag te dee infidélité moo tax bi ñu naan Covid bi dafa andi metti dal ñu ne déedéet ñu def gëstu bu am solo maa ngi sànni sama naataango bi ma ci bokkaloon ñuy jabar université d'Escombrage bu ñu defee gëstu bi ci ñetti weer bu ñu paree li ñu gis ni Covid bi sax nag ndekete daa rapproché nit ña ko ndeysaan parce que amatul hôtel laqatu amatul bari waaw bari laqatu amatul ñaar mooy dañ tey toog ba pare amatul yenn yu bari amatul waaw jàppalante affaire bi gën a neex kon discours bi dëgg-dëgg du discours de incrimination femme yi du incriminer hommes yi mais incriminer une partie des hommes qui font ñiy def safaan ak une partie des femmes ñiy def safaan ba ñépp ñi nga xamante ne ni droit du dara du dul bien-être droit sans bien-être amul njariñ donc te bien-être boobu boo ko xoolee ci l'islam jullit bi lu muy am lu dul neex-neexu xol ñu ne jaamu yàlla bu mettee sax du jaamu yàlla li nit ki di def ci religion muy am contrainte nulle contrainte en religion absolument laa yukallifullah illaa wus'ahaa loolu la maa ngi jégalu rek ci guddeel bi am na solo ñu delloo sax ci islam taarixu islam sax nag fi lay wane ne que nu mu tuddati xel moom góor moom na ko jigéen moom na ko ku nekk mën nga si boo leen bëggee sàkku xam-xam boo leen bëggee seet xam-xam seet leen ko ci soxna su ndaw sële absolument sunu yaa Aïcha nga xamante ne kon du xel moom du góor rek moo ko moom wallaay ndax yeneen ci biir mosaan a jàngale rek Aïcha da koy mokkal ci wetam la ko tegoon bu ko mokkalee am na loo xamante ne bu ko jigéen ñi bëggee laaj mun leen dem leen ci Aïcha mais xale bu jigéen bu xees bii moo leen mën a gindi ci li ngeen di laaj macha allah taala waxtaan bi am na solo xanaa di avancé rek ñu fas yéene dugal wax nañu léegi sunu lingeeru yi woon démb te nekk tuñ fi waaye dañu am tam benn lingeer bu am solo boo xamante ne ñu ngi dundoo ak moom ñu koy wax yaa say ñebe la ko nit ñi gën a xamee ñu lancé élément bi rek ñu xool ko dellu si waat ci plateau bi waxtaan ci moom. ñuy waxtaane tey genn jigéen xëy na bu ngeen xamul waaye bu ngeen déglu histoire am mën na leen a inspiré lu extraordinaire ñaare suñu ay jigéen dañuy foog ne toog xaar jëkkër mu defal leen lépp rek la ñu war a def déedéet am na benn jigéen bu nekk Parcelles Assainies bu ñëpp xam ci turu Say Ñebbe ku tàmbali ci taabal dem ba yor ay palaasi palaas ci jaayum ndambe kon ma nettali leen mu ngi wuyoo ci turu Say Jaw ki ngeen di seen di taawu góor gi Baay Cerno Jaw yaayam di Maam Faatu Jaw Say dafa am soxna su bàyyi ko dëkk bu nekk Sagata ba muy ndaw sëy si Ndakaaru mu metti lool ci moom ndax ay waajuram yoruñu woon lu ne gàññ mu bàyyi lépp jël liggéey
ndax ci lañ ko yar ndax yaayam da daan ànd ak moom ci gaaraas yi di jaay caaf say màgg ba war a yor njabootam baayam teel a génn àdduna say ñebbe tàmbalee ci li nga xam ne moo di dem root ndox ñëw di ko jaay maçon yi ngir ñu koy gazé mu jóge ca ut taabal di defar beñe ci bopp koñ yi di jaay jamono di dox mu seetlu ne mbir mi mu ngi neex nit ñi mu tàmbalee jaay ñebbe tey jii may wax ak yéen say ñebbe dañu koy bayal ñebbe spécial ci région bu Louga di ko indil Ndakaaru ay toni ñebbe lay faral di utiliser ngir satisfaire clientèle am dem di root ndox ngir jaay ko ay maçon defar beñe di jaay bëgg liggéey la ubbi place di jaay ñebbe say dafa am lu tax mu raw mboolem ñi mu tegandool taabal ci bopp koñ bi di jaay mooy li yitteem mooy ñi koy seet si di jënd ci moom nañu lekk lu set nañu lekk lu sell nañu lekk lu bari ba bu ñu jugee ci moom suur këll juróom-ñaar fukk boo ko amee yóbbu ko ci say ñebbe da ngay suur même boo dee mbër li tax ñu tànn ko bëgg leen koo xamal mooy dafa tàmbalee ci dara tey dem ba doon ku ñu ràññee ci Parcelles Assainies day jële ay xale ci village yi ñii Kayoor ñii Saalum ñii Bawol ñu ñëw liggéeyal ko bu ñu demee ba lu ñu dajale matab som ñi bëgg mu ubbil leen place ñu ber seen daara bopp di jaay looloo waral say yi bëri ñeneen ñi mu lijjantil leen visa ñu dem doon ay moodu defal na ko ay doomam defal na ko ay mbokkam waaye defal na ko ñoo xam ne ana man ana yow ba fii may wax ak yéen say ñebe mu ngi jël lu war a tolloog fukki ndaw ak juróom di leen fay weer wu ne di leen liggéeyloo ci benn ci palaasam yi mu am ci biir parcelle am na jigéen ñuy tànn ñebe ji am na ñoo xam ne ñoom ñoo koy baxal am na ñoo xam ne nen rek la ñuy defar am ñuy jaay am ñuy defar café lii lay di ay création d'emploi say ñebe nag li tax mu différente ak ñeneen ñi mooy jëlul xaalisam di pasar rek xew tabax na R+3 ci jaay ñebbe yóbbu na ay doomam ñu jàngi bitim réew jàppale ay mbokkam ñu dem doon ay moodu ci jaay ñebbe Modou Lo actuel roi des arènes xam na bu baax kuy say ñebbe du mu nekkee xale daan entraîné amagul cachet yu mag yi ci say la daan jaar ba tey boo demee liñ la fay defal mooy poobar beeg magie bi ñu jaxasee ñu ngi ko tuddee xarañ say ñebbe exemple de réussite la waaw ndax li koy firndeel mooy am na ay kër yu dul jeex biir Parcelles Assainies am na ci këram gi gën a siiw nekk ci booru marché Dior bis bu yàlla sàkk mbana lay sóor te këram mënuñu jeexal kilo ceeb ndax dafa am ñoo xam ne dañuy dawal puus ñii di liggéey li ñu yor mënuñ cee jënd plateau añ 1000 francs sayaleen di toggaaleel bis bu yàlla sàkk 1992 la tàmbalee jaay ñebbe booba nag parcelle jafe na ndax ñenn ñi dañu jàpp ne palaasu say ñebbe emprunté car rapide yi mbër yi wala booyu band yi rek ñoo fay dajaloo léeg-léeg police dafa daan def descente ramasse gone yi fa nekk yépp yóbbu leen maire bi ci yërmandeem day dem fayal xale yooyu ngir ñu mën a dellu siwaat ci seen teyu bakkan mbër yi siiw ak yi siiwul ku dikk même boo yorul da ngay lekk say day toog ba mu yàgg jamono ji jaayatul say day wàcc ci place bi ne leen nay mbir yi di gën a set te nit ñi bu ñu jëndee nañu lekk bu suur xoolu leen bénéfice bi waaye xool leen ne nit ñi nañu suur looloo waral jaayam barkeel ci jaayum ñebbe tabax na ci ay kër yóbbu ci ay doomu aadama bitim réew ay njabootam ak ñeneen ñoo xam ne dañu ko doon liggéeyal rek rax ci dolli mu dem ci Makka ñaari yoon di ci dimbale doomu aadama yi ni mu mënee employé ay jeunes ci mboolem bërëb yi nga xam ne Parcelles Assainies la ñu nekk ñu tuddee ko ay say ñebbe ñaari jigéen ñi bu ñu liggéeyee ba am million dañuy xaar xew jël lépp xëpp ko ca tàmbaliwaat à zéro say gisewul noonu dafa takk lafu sërëm nangoo liggéey moo waral ñu bëggoon ko xamal ndaw ñi ngir ñu jàng ci moom ne mën ngaa bàyyi ko ci dara boo gëmee liggéey rekk amul góor amul jigéen jërëjëf say yal na yàlla guddal fan wi yaay say ñebbe ñebbe ji neex na Parcelles kontaan nañu jërëjëf say comme niñ ko gisandoo ñaari loxoy takk tubéy waaye ñaari loxoy takk sër itam foog naa exemple bii ñu am tey ci sunu yaay say ñebbe lu parlant la xanaa ma bàyyi rek sunu invité yi ñu jox ci seen xalaat Ndeye Ndom. waaw success story la ni ñu ko waxee léegi ni ngeen ko waxee histoire à succès muy modèle boo xam ne lu jar a topp la moom ci wàll bi nga xam ne moom la yëngatoo mu boole dërëm ak dërëm ba am ci li mu ci am donc comme li ñuy wax rek loo nekk doo ko xeeb te boo ko gëmeet yàlla fekk la ci donc moom loolu la def ni ko yeneen jigéen defee ci yeneen secteur parce que di nga gis ñoo xam ne dañu nekk dans le cosmétique di nga xam ne dañu nekk dans le maraîchage di nga gis ñoo xam ne ci wàllu ganaar la ñu nekk donc jigéen ñi lii day wane seen xarañteef ak seen takkute ndax jigéen bu xoolee njabootam rek day am doole pour mën a def lu bari parce que du mën a taxaw xool di gis njabootam di tumuranke donc te loolu bu si taxawee rek yàlla da ko ciy fekkise
moom say ni mu ko defee ci wàll bi muy yëngatoo am na ñeneen ñu ko def ci yeneen domaine damay jël exemple rek comment il s'appelle encore benn auteur à succès jigéen la turam bi daf may échappé, c'est une anglaise moom dafa divorcé woon peut-être que tur bi dina ñaat balaa may pare dafa divorcé woon am ay xale yu ndaw elle avait 2 ou 3 enfants donc mu bind des histoires d'enfants mu dem ba affaire bi metti mu sonn donc mu bind histoire mais histoire bi ko daan bind guddi la ko daan bind parce que bëccëg gi mu ngi ci xale yi leneen yóbbu école bu ñëwee donc guddi gi bu xale yi tëddee ci lay toog di bind histoire bi yóbbu ko plusieurs librairies ñu rejeté ko ba je crois 12e bi xaw ma 10e librairie ci lay door a am ku ko nangoo jël histoire bi après Rudyard Kipling moo tere tur bi ñëw sama xel mu dem ba c'était mu doon histoire à succès di def ay best-seller fi mu ne elle ne fait que ça elle est écrivaine donc c'est pour dire que ni jigéen lu mu taxaw rek yàlla du ko ciy dimbali ñeneen a ngi def leneen ci am nañu des femmes de valeur dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'économie foo dem rek di nga ko fekk jigéen donc ku nekk li nga nekk rek bu ko xeeb takkal sa sër nga góorgóorlu si yàlla dina la ci fekki si te it yàlla dina ko barkeel. waaw jërëjëf vraiment lii am na solo daal di Ndeye Ndom wax aussi c'est très important donc dërëm moom xaarul ne man damay xaar financement état toogul tamit di ne man awma ku ma dimbali yenn saa yi bu ma dégloo yenn émission yi nga déglu mu nekk genre mur de lamentation ku ne man sësuma fenn moom bu waxoon man sësuma fenn def comme ñi ñenn ñi di tàmm facilité bi xëy na du agsi fii ba ñu mën ko wane ci télé tey ba mu nekk impact sànq yaa Seyda mi ngi naan ñëpp a ko xam ci parcelle ci ñebbe boobu beneen lecture bi ñu ci mën a am mooy lu waay di def rek na fekk am na barke ndax xëy na tey koo ne ñebbe lay jaay ba mën ci am étage ça peut paraître étrange alors que ñebbeem boobu moo andi immeuble moo andi billet Makka xëy na sax am na leneen loo xam ne waxuñu ko ci télé bi di encourager femmes yi commencé di jaay da ngay gis ku commencé jaay tuuti doxul nga découragé ne loo jaay ñu leb ko du kii donc ñi gën a réussir ci ay affaires dafa am benn kii bu am comme Amazon lu tudd Alibaba bokkul ak Alibaba fast food histoire boobu voilà Alibaba boo demee États-Unis bu ñuy wax success story ci université yi loolu lañ leen njëkk a wax ñu ne waa ji dafa créer affaire bi marché lu mu créer du marché lu ma 10 affaires ma dara musul marché mu daal jékki-jékki mu ne moom day créer chaîne de vente en ligne ak chaîne de distribution ci jamono jooj xam nga fi mu ne vente en ligne dafa xew parce que Covid ak lu ne après ñu ne ki mu ko njëkk a wax daf ko ne c'est l'histoire la plus stupide maanaam li nga wax moom moo gën a dof ci li ma dégg mu daal di ne comme ñi ngi naan dafa yëfu dof la naa ko commencé mu commencé ko ba mu nekk ay chaîne donc pour wane ni tey on peut avoir 1000 say ñebbe dans Sénégal ci dëkkaan yi nee naa leen ba séeréer yi ñamee mburu ak thon Dakar ak ñebbe bi ba léegi pour delloo leen ca dëkk ya day yomb day jafe looloo tax ba ñëpp ñëw Dakar kuy jaay ñaari mbubu sax ne foog nga ñëw Dakar ndax mburu ak thon ak ñebbe moo leen fi bàyyi suñu amoon milliards say ñebbe nag ku nekk dellu Ngunjaan ak Fatick ak Ñaaxaar ak fu ne donc séeréer si dinañ mën a dellu parce que dinañ xam ne ñebbe ji ma nga fa daal donc maa ngi jégalu bu baax a baax vraiment maa ngi koy encouragé bu baax di encouragé aussi toutes les femmes yi nga xamante ne dañuy commencé ay initiative yu ndaw jàpp ne dërëm bu nekk dërëm ak dërëm moom mooy andi ñaar dërëm te ñaar dërëm mooy andi juróom mooy andi fukki dërëm comme ni ñuy wax ci tubaab rek ce sont les ruisseaux qui font les marigots yi def lak yi def ay mer yi def océan donc tey yaa say ñebbe bu toogoon rek ni man sama ndambe bi démb jarul mu tëj boolam xëy na tey du agsi fii daal vraiment loolu laa ci doon wax di ko remercier bu baax di ko encourager. te est-ce que xam nga ne que xale yaa ngi wàcc si Dakar di ut si liggéey. ñu jël leen embauché leen. demal ba beral leen ñoom itam ñu mën a yor seen quantité. ku nekk waaw ubbi nañu bari cantine. participer ci œuvre d'autonomisation xam nga état kese mënul créer emploi. il faut ñu am ay citoyens ak ay citoyennes yi nga xam ne ci seen ay initiative yu gàtt. te création emploi en général dama naan ñi jànguy sori yi sax ñoo gën a mën a créer emploi que jàngkat yi parce que dañuy entreprendre rek di dem ñi jàng na dañ la naan ana risque bi est-ce que duma kii di calculer lii nag dañuy dem rek soobu voilà donc soobu rek affaire bi dem donc loolu vraiment am na solo daal am na solo macha allah mooy li ñuy wax rek góor baax na jigéen baax na te li ñuy wax ku yàgg ci teen baax fekk la ci dafa mel ne moom loolee moo ko dal
ndax fa mu tàmbalee mooy si jaayum ndox ci ay chantier ñu ne déetawaay mu tàbbi si njaayum beñe ba tey mu gis ne jaayum ñebbe war na mën a dox mu daldi ciy dugg te bu mu ci duggee itam yàlla suturaal na ko ba moom mu dem ba am ci ñeneen ñu bootu ci gannaawam kon wax dëgg yàlla macha allah Linguère ni yaa Seyda. waaw macha allah Linguère ndax man xam naa ko bu baax ñoo bokk dëkk Parcelles Assainies te it yàgg na ci njaayu ñebbe ba ñun suñu xale góori koñ ak xale góori kër ga yëpp bu ñu xëyee fa lañuy dem ndekkee ji macha allah taala kon jigéen ju nekk rek dangaa war a góorgóorlu waroo toog lii alquran di wax rek ni inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran boo demee ci suratul sharhi alam nashrah suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi naan jafe-jafe boo gis yomb-yomb ciy topp kon bu toogoon tey rek ni yàccaaral déemul def dara kon su boobaa du mën a am lii tey ba ñu koy wane ci télévision yi may indiwaat rek ndeysaan ndax dama fa waroon tontu far daal di wax ak Zeynab muy soxna Maymuna Kan muy ñooñu nga xamante ne yéen a ngi leen di sargal sànq ma ciy dikkaat ndax moom dafa nekkoon koo xamante ne ñun suñu yaay la woon bokkoon nañ ci yaa Seyda yi nga xamante ne daan nañu woo këram fële ci fan résidence di ñu wax naka la ñuy def kaa ñu dem fii kaa ñu def lii ba jàkk ja mu daan nekk fële ca Yoof ñun daan nañ fa jàngale alquran macha allah taala kon yal na yàlla jéggal yooyu jigéen li ñu doon def ci àdduna bi yal na leen fekk ci seen biir bàmmeel kon jigéen ju nekk dangaa war a góorgóorlu ndax nag comme ni ma ko waxee sànq rek école yi yaay la ñuy wax feneen fu mën na xew dañ naan doomu diw ndax nit su baaxee ñu ne doomu diw la waaye su sànkoo ñu ne kenn du bëgg a tippoo da nga naan ndeyam toujours lépp yaay lañ koy jiiñ dañu naan suñu doom ji ku nekk di nga am tànt di nga bari bàjjan di nga bari maam kon macha allahu taala kon jigéen ñi nañu góorgóorlu takkaat seen ceinture daal di muñ nag ci seen néegu sëy nekk ci lu baax wax lu baax ngir am doom yi nga xamante ne dafay mel ni maam Cheikh Sidil Hadj Malick mi nga xamante ne moom mii tey moom lañ tuddee télévision bi ñu toog tey di ko waxtaan mu mel ni maam Fawade Wele maam Jaaru Buso mi nga xamante ne moom moo taxawoon téye sàkket ba lépp ci ndigalu borom këram rek ak nangu ak muñ kon jigéen ñi nañ leen góorgóorlu ci muñ nañ leen góorgóorlu ci brave nañ leen góorgóorlu ci téye xale yi surtout jamono bi ñu toll ak Covid 19 bi macha allahu taala ku nekk na nga rester chez vous dul fulla bu ko dox waaw incha allah tabarkalla macha allah jërëjëf dañuy daal di wéyandil ndoom ñu bëggoon xam tey ji wax nañ ci ak yi wax nañ xëy na ci défi yeeg yooyu mais tey ji lan lañ mën a def pour consolider li nga xamante ne nag boobu ba léegi Sénégal xëy na téye na ko ci loxoom consolidation bi parce que wax nañ ne loi yi mu ngi fi promulgué nañ ko maintenant nan la ñuy agir ba mu mën a effectif ci li nga xam ne moom la nit ñi di dund parce que loolu aussi liggéey la bu ñu war a def muy parce que du ma ne wees nañu côté promotion mais ñu gën a yee nit ñi ñu gën a yee jigéen ñi aussi parce que aussi parfois da ngay gis jigéen ñi dañuy comporté noo xam ne tam parfois day doy waar donc il faut que yenn yi ñu yeewu si ñu nangu que futilité yenn yi ñu bàyyi ko ay xew ay détails ñu génn si yooyu parce que tant que defuñu ko loolu duñ ci sori et qui aussi ñu nangoo jàng c'est vrai que y a plusieurs paramètres par rapport ak loolu parce que ku nekk sa ci kaw ga même fii ci ville yi parfois da ngay gis kër yoo xam ne lijjantiwuñu jàng parce que jàng dafa am solo ci nit du jàng français rek jàng arabe aussi dafa am alphabétisation nit ki alphabétisé parce que jàng moo lay may mooy ibbi buntu xam-xam soo jàngul voilà boo jàngul doo mën a sori te boo jàngul am na métier yoo xam ne doo ci mën a am accès donc loolu day bokk ci autonomisation parce que jigéen c'est vrai que yor xale yi ci kër gi baax na gérer sa kër baax na mais il faut nga am loo ko gérer parce que tey góor ñi mënuñu lépp mooy comme li ñuy wax ci état rek état mënul lépp góor gi nekk ci këram tam mënul def lépp à 100%. même si les milliardaires sax te mu mën ko sax yow ko jigéen ki am na loo xam ne war nga ci participer parce que sa kër la parce que sa njaboot la te loolu it dafa am jeexital bu muy def ci xale yi parce que xale bu juddu gis yaayam di góorgóorlu di ñefe dafa am lu muy def ci moom ci construction personnelle am donc loolu dafa am jom ju muy def ci moom donc rôle jigéen dafa yaatu donc consolidation yooyu il faut qu'on éduque les filles il faut que ñu éduquer leen te loolu ñun jigéen ñi la
parce que am na rôle boo xam ne itam ñun aussi dañ koy yàq mooy sensibiliser na boo ñun ñooy joxe armes yi nga xam ne suba moom la ñuy dóore donc jigéen mooy yar te il faut que ñu former ñu éduquer suñuy xale yu jigéen yi pour am noo xam ne dañ koy màggee parce que bu ñu la yaree si bon c'est vrai que loolu la ñuy wax jigéen dafa war a noppi dafa war a gàtt tànk baatam dafa war a wàcc c'est bien mais am na loo xam ne aussi dañ ko si war a mottali parce que am na loo xam ne boo ko xamee ñu former la si éduquer la si yar la ci du jar ñu lay wax defal li parce que day doon loo xam ne day bokk ci yow donc éducation boobu dafa am solo tey xale yu jigéen yi war nañu des école parce que déperdition bi dafa bëri soo xoolee yow ñi nga bokkaloon classe depuis 6e primaire ba CM2 ba terminale ba université boo xoolee li si des ci ay jigéen du néew lay doon donc yooyu yëpp dafa am lu muy def nga am 15 ans ñu mari nga am jëkkër sa formation pareegul sa jàng àdduna sax pareegul donc am na yoo xam ne il faut que ñu bàyyi ci xel bu jigéen bu amee benn éducation am na yoo xam ne du ko def am na yoo xam ne kenn du ko ci dugal loolu lépp donc pour man lépp base bi yëpp éducation la il faut que ñu éduquer société bi bu ñu éduquer jigéen ñi rek ci société bi dinañ leen di éduquer parce que une femme instruite dans une maison c'est différent d'une maison où la femme n'est pas instruite donc yooyu yëpp dafay am njeexital également loi yi ñu xool nan lañ koy rendre effectif et ça il y a un rôle à faire au niveau des associations féminines yoo xam ne seen rôle la ñoom parce que ñoom ñooy locomotive bi ñoom ñoo war a drainer ñeneen ñi pour ñu mën ci ànd ñoom ñoo war a inciter la population mais également les décideurs à pouvoir appliquer certaines choses donc pour mon consolidation bi ci wàll boobu lañ koy gën a def dans l'éducation des filles les maintenir à l'école l'effectivité des lois dans notre quotidien et également di gën a former jigéen ñi même bu fekkee toll nañu à un certain âge il faut que ñu leen di former di leen di yeey ci yenn yi pour yenn attitudes yi ñu bañ ko am dans la société. man bu ma la déggee njàngum jigéen dafay am ñaari jeexital mooy jombale boppam def yenn yi waaye sax aussi di mën a suivre ay doomam pour seen ëllëg effectivement seen ëllëg loolu ci la te it mu am lu mu mënal boppam parce que boo jàngee ba tollu fenn fii di nga am même bu fekkee amoo un métier salarié am nga profession am na loo xam ne mën nga entreprendre ça te pousse à entreprendre parce que doo xëy rek toog sa kër donc yooyu yëpp dafa am ay soubassement yu bëri yoo xam ne daf koy def ci nit te it loolu day am loo bëri loo xam ne daf koy yóbbaale. soxna Zeyna. waaw jërëjëf defe naa nit bi ñuy wax bu yoon jeexul waaxu si du jeex donc chaque fois rek suivi mars amee dañuy naan yëpp yi fii la toll am na jéego yu ñu am na jéego yu war a am parce que li ëpp solo mooy pour man li ñu war a gën a liggéey Ndeye Ndom wax na ko sànq mooy njàngum jigéen ñi waaye itam nan la ñuy def ba ñoom ñu jot ci koom parce que booy xool am na gëstu yu wane ni buñ doon séddale koom gi dañ naan daanaka lu ëpp téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñaar ci góor ñi la gën a nekk parce que ñoom ñooy am garantie pour accès au crédit ñoom ñooy am yenn biens yi ñoom ñooy am yenn propriété ñoom ñooy am yenn patrimoine yëpp nag du concurrence mais patrimoine femme bi nan lay def ba mu yokk au bénéfice de njabootam ndax ku nekk xam na ne Sangia Seyda junj na ko école bu ñu wootee ne ana sa yaay xale bu bigam jeexee réflexe am bu njëkk ci yaayam lay dem bu dàllam daggee réflexe am bu njëkk ci yaayam lay dem soxla buñ ko ne cotisation école ci yaayam lay ñëw donc bu ñuy wax na koom gi yokku nekkul koom gi yokk pour jigéen bi fippu mais koom gi day yokk pour jigéen gi mën ko mu am impact ci biir njaboot gi ci des mooy ci wàllu dama koy faral di wax dégg naa sax nag am na ñu ma ci attaqué nee nañ man loolu rek lay wax participation politique ak accès des femmes aux instances c'est très important parce que pour man femmes yi il faut ñu influencer politique publique yi te mënuñu influencer politique publique yi du door maanaam mbir boo fa newul doo ca mën a àddu foog nga teew loolu mooy tax ba tout le temps dama naan njiitu réew mi am pouvoir de nomination ci li muy nommé te constitution may ko ci article 44 ci li muy nommé na bàyyi xel ni réew mi fi mu toll fi mu ne nii lu mu bëgg a tabb ci ndomba tànk rek bu tabbee góor war na am na jigéen ju jàmbaar ju mën a tabb ca wet ga donte pour sagal jigéen ñi ak yërmande ak siggil leen bi yaa say daa wax rek loolu rek au nom de ça rek tey amul benn compétence bu muy yëkkati ne gisuma jigéen amul jigéen waaw ba loolu tamit vraiment ñi ko ciy ñaan parce que loolu mu nekk nag faxal yoo xam ne
du falu parloo man dama koy wax rek te xaw ma li xale naan wax côté dee wala wax côté dund dama koy wax te dund fal yoo xam ne du falu ñi ma mën a dimbali ci langue politique mais falu rek parce que ay femmes yu compétentes lañ ñoo xam ne bokkuñ ci benn langue mais war nañ mën a andi seen contribution beneen bi ci des mooy xeex mettital yi ndax tamit luy def waxu waaye luy ay di njàmbat te mettital yi en général ñun ci li ñuy liggéey ci kër yi la xewe ci kër yi la xewe ñi mettital xale yi ci biir kër yi lañ nekk en général le violeur am na lu mu bindoon sax ci le statut des auteurs maanaam ñiy def auteuru ñaawteef yi ñooñu duñu sori cible bi day nekk ku mbokkal ci kër gi soit rakkam nijaayam la magam la boutiquier bi la ki koy jàngal la jaaykatu kii bi la maanaam ñooñu ci kër yi lañ nekk amul benn extraterrestre buy ñëw def ñaawteef donc ñi koy def ci biir kër yi te ñooñ tamit xëy na dañ leen a sensibiliser wul tout le temps ñun dañ doon liggéey ci victime bi mais liggéeyuñu woon ci auteur bi léegi nan la ñuy def ba ñëpp ni damay faral di ne ñun ñëpp on est auteur de violence suñ ko laajee nit ñi dañ naan déedéet ku ma ne mës nga def violence nga ne déedéet man la kaay ñu dem mës ngaa saaga nga ne réfléchir ma ne sa akkulay taala nga ne waaw ma ne ba nga saagaa nekk nga auteur de violence mës ngaa xeex nga ne dañ maa tooñ ma ne tooñ ak ñàkk a tooñ parce que joxe nga ku joxe nañ la ku yaa nga ca kon violence sew-sew la mës ngaa def nit lu ko naqari ci biir xolam nga ne waaw moo xam ki nga nekkal la moo xam jànk bi lay liggéeyal la parfois nga di ko woo di ko gëdd ba mu ñeñ moo xam ki nga bokkal di liggéey la moo xam ñun ñëpp on est quelque part auteur de violence naka la ñuy jëlee conscience ni quand on peut être auteur de violence nu ñuy def ba wàññi ko tax mettital yi tant que ñun ñëpp dogguwuñ ci mu jeex du jeex loi du ko gaaw a jeexal loi daf koy encadrer rek mais li koy jeexal mooy ñun ñu war a saytu njaboot gi naka la ñuy saytoo xale yi conscience boobu ñun ñi nga xam ne mën nañu jëw nit wala ñu wax ko lu ko naqari wala wax ko lu mel ni xame ba ma waxee la ma ko wax loolu lan la wàññi yow ak lan la yokk defante boobu te en général jigéen ñi foofu la ñuy péché ci defante bi ci kii bi te loolu forme de violence bi ñu laajtee yan façon la góor ñi di dund dañu ne góor ñi violence verbale la ñu gën a dund ak psychologique parce que jigéen ñi yooyu lañ mën physique bi nag jigéen ñi ñoo ko gën a mën a dund parce que góor ñi ñoo ëpp doole buñ tàngee xool dañuy kii mais nan la ñuy def ba ñu pacifier espace de travail pacifier kër yi pacifier lépp te loolu espace de vie commune très bien te loolu ku ne da ci war a dugal loxoom mais buñ jàppee ne kiy def mettital feneen la bokk rek dañuy juum ñun ci suñu bopp sax dañuy def mettital ñu yëg ko wala ñu bañ ko yëg ci façon bi ñuy waxee nit ñi façon bi ñuy traité nit ñi façon bi ñuy nekkee nit ñi te loolu nag ku ci ne da nga war a bàyyee xel sa morom ba nga xam ne bu ñu ñëwatee 8 mars ku ne da nga naan man diggante 8 mars daa ak bu ren est-ce que mettital naa nit ci lu ma tay ci sama coobare est-ce que def naa loo xam ne mën na mettital tant que demuñ àgguñu ci niveau boobu rek dañ naan toujours mettital mais te du fi gaaw a jóge du am solution. ci loolu sax Amina bëgg naa ñu def plein de jigéen ñi nga xamante ne ñoom tey ay député lañu ndax boo dee xool lu ñu naan parité wala yeneen yu ni mel li nga xamante ne moo di présidence bu assemblée nationale moom jigéen yooyu waaw ñoom duñ ko yootu parce que xeex bi ñoo ko war a xeex maa ngi nuyu honorable Awa Gueye bu baax. parité bi ba ñu ko waree jëmmal ci loi fekk mu nekk ministre de la femme amoon na ci taxawaay bu ràññee. effectivement amoon na ci taxawaay mais xeexu bureau assemblée nationale yi paritaire li ma leen faral di wax rek la nee naa leen mbajum kanam kenn du ko borom ma koy fayal boppam waaw ñun duñu ñëw biir assemblée parce que duñu député par contre mën nañ leen ne loi bi di la wax décret d'application bi di la wax fii règlement intérieur bi di la wax fii ngeen mën a teg seen loxo ba am ko maintenant la ca des nag ay parparloo politicienne la dañ ko waxte dee loolu mooy statut des femmes au niveau des partis politiques rek loolu mooy dem assemblée voilà donc loolu la daal xëy na dinañ ci àgg nag incha allah waaw macha allahu taala comme na ko Zeynab waxee sànq rek tout tànk yi ci biir kër gi loolu tam lu jar a wax la ndax wax dëgg yàlla ñooñu sonn nañ dañ ciy gis koo xamante ne du am waajur bu góor du am waajur bu jigéen wala ñu joxe ko ci biir kër gi booy xool te jigéen lay doon booy xool liggéey ba ci kër gi xale boobu lañ koy sëf moom la ñuy yónni guddi moom la ñu naan ko wàccal ci suuf jox gardien yi ci suuf reer wala demal fii demal faa su ko defee yow mi nga xamante ne yaa yore sa njaboot ci sa biir kër ñii yaa leen jur ñii juróo leen surtout doomu jigéen yu ndaw yi ñu ñeewante leen dañ wallaay léeg-léeg nga dox ci mbedd bi dem ci boutique nga gis xale bu jigéen bu ndaw a ndaw boo xamante ne amagul sax 5 ans wala maximum bu amee 5 ans ci la yem ñu di ko yónni ci boutique yi te muy jigéen loolu kon ñun jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel war nañoo uuf war nañoo boot
war nañoo yërëm war nañoo dimbale ndax loolu ñun la war ñun ñooy toog ci biir kër yi ñun ñooy jàppale njaboot gi ñun ñooy dimbali njaboot gi te ñun ñooy yaay ndax nag bu dee président de la république jigéen a ko jur bu dee imam yi ngay dégg tey bu ku nekk mën leen a dégg jigéen moo leen jur bu dee képp koo xamante ne nit ku baax nga ñépp xam na rek jigéen moo la jur kon nag jigéen ñi jaaraamaa ñoom jërëjëf jigéen ñi maa ngi leen di sargal ci bisu 8 mars bi di leen tatagal di leen wax ngeen dellu siwaat jàppantewaat booloo juboo moo xam ñi nekk ci biir kër yi la moo xam ñi nekk ci place liggéeykaay yi la moo xam mbooloo bu ñuy dajaloo ndax fu coow jibe rek nag jigéen ña lañ koy wax jigéen ñaa fa ne di coow jigéen ñaa fa nekk di def lii kon nag loolu nañ ko bàyyi xel nañ leen dimbalante la alquran ni taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan nañ leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye buñ leen dimbalante ci contraire ba tey kii tooñ na la naa ko fajal tey kii wax na la lu la naqari dinaa la ko waxal tey maa ngi dem ca internet ba maa ngi dem ca télévision ya maa ngi xaste maa ngi gaaral maa ngi pànk nañ leen bàyyi xel loolu te xam ne ñun ñoo jur ñu baax ñëpp macha allahu taala kon ma sof ko ci waxu Zeynab bi rek ci jàppale ñëpp yërëm àndandoo bennoo juboo jërë ngeen jëf. ndoom yi ñëw léegi ci perspective yi gannaaw bi ñu waxee ak yi wax consolidation maintenant yéen perspective lañu war a xaar ci 8 mars bi nii. 8 mars bi dañuy wax naan souvent dañuy taxaw pour def bilan mais après il y a pas de suivi du moins duñ ko def nuñ ko war a defee parce que lu ci ëpp folklore la daan doon ak mbumbaay Covid bi dimbali nañu ren ba loolu lépp amul quelque part aussi ça de positif même bu fekkee koy du ñëpp ngi ñaan mu jóge fi ndax sonal na nit ñi lool mais je pense que il faut parfois ñuy def des bilans d'étape balaa 8 mars bi di ñëw lan la ñu reteniroon lan la ñu gisoon ne sooxe woon na war nañ ko améliorer mais généralement on ne le fait pas et ça je pense que c'est des choses à systématiser xëy na am na ñu koy def mais ñu def ko de manière vraiment macro xam ne dina mën a am bu baax impact ci li nga xam ne moom mooy askan bi ak jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy la principale cible par rapport à ce mois de mars xool ci wàllu santé bi fan lañ ci toll parce que loolu c'est l'un des piliers de la vie xool ci te jigéen daf ci am wàll bu bari ci wàll ndax jigéen mooy jur jigéen mooy aar njaboot gi donc loolu dafa doon lu am solo loo xam ne dañu war a xool fan la jigéen ñu toll ci wàllu santé fan la jigéen ñu toll fan la njaboot gi toll ci wàllu santé ci wàllu formation ak éducation également ñu def ci ay points xool parce que loolu aussi base la ndax moom mooy tax ëllëg ñu mën a màgg ñu mën a am acquérir certaines choses yoo xam ne dina tax dinañ mën a impacter ci société bi ak wàllu suuf si muy koom bi bu mën a suuf si dama koy jël symboliquement mu doon koom bi parce que autonomisation nu ñu ko waxee dafa am solo ci jigéen dafa war a am wàll boo xam ne daf koy def ci kër gi te bu ko defee ci kër gi moom mooy génn moom mooy law ba ci biir société bi gis nañ sax exemple lu may ñebbe boobu donc loolu dafa am solo ñu xool autonomisation fan lañ ci toll lan moo tax la plupart des femmes échouent ci projet yi nga xam ne moom la ñuy def ñu jëm ko joyanti il y a des individualités qui réussissent mais ñu xool nan lañ koy maximiser ba au moins bu ñëpp jàllul boog majorité bi mën ko am parce que loolu dina am solo lool ci li nga xam ne moom mooy koomu réew mi du doon jigéen ñi rek mais koomu réew mi yëpp lay doon donc yooyu yëpp c'est des points essentiels yoo xam ne il faut ñuy def le point saa yu ñu jógee 8 mars ñu xool quels sont les points yi d'achoppement ñu xool nan lañ koy rectifier pour beneen prochain 8 mars ñu mën a avancer ak it lenn loo xam ne dañ koy faral di wax te ñun ci la ñuy liggéey muy média dafa am doole te dafa am solo te tey dafa am concurrent bu ko ëpp doole muy internet bi et on ne le contrôle pas te mu ngi def ay ravages dans le pays te jigéen ñi ñoom ñoo ci gën a ñoom la gën a lésé ñoo ci gën a doon victime ndax booy xool yu si bëri ci internet bi image yu jigéen lay dégradé donc au niveau des médias yi nga xam ne maîtriser nañ ko ñu xoolaat les contenus et l'image qu'on donne de la femme déjà qu'elle n'est pas assez présente et le peu de présence qu'elle a c'est la plupart du temps négatif donc loolu il faut que ñu xoolaat ko ñi nga xam ne ñun ñii di ay hommes de médias et des femmes de médias ñu xoolaat suñu taxawaay
ci wàll boobu xool nan la ñuy rafetale image yu jigéen lu siy ñaaw ñu dindi ko ñu nit suñu taxawaay en tant que professionnel des médias parce que ñu ne am na nu ñuy doxale noo xam ne du noonu am nañ ay structure de régulation mais ba tey taxul mu doy donc il faut qu'on revoie le contenu parce que peut-être CNRA mu ngi fi mais il peut pas tout le temps jouer au policier il faut que ñu xoolaat contenu bi muy téléfilm yi muy même clip yi muy publicité yi muy le contenu programmatique de manière générale donc yooyu yëpp il faut ñu xoolaat ko bu baax parce que ça participe à l'éducation léegi dootuñu gis ay émissions de jeunesse dootuñu gis ay émissions éducatives te loolu dafa am solo ci liy former société si liy tabax société si la léegi mbumbaay ak yooyu moo fa ëpp donc yooyu yëpp dañ ko war a xool te loolu lépp jigéen ñi la ñuy wane ñuy def naka su dul noonu te loolu day dégrader bu baax image yu jigéen donc loolu lu am solo loo xam ne war nañ ci liggéey ñi xam ne ñoom ñoo seq secteur bi muy le secteur des médias ak ñi nga xam ne ñoom ñooy décideurs yi parce que ñoom ñoo koy valider. lu am solo la ñu war cee mën a tënku soxna Zeynab ba tey ci perspective yi ana ba fan la ñu mën a yóbbu xeex bi. bi mën nañ ko yóbbu fu sori fu ñu ko mën a yóbbu mooy bu ñu demee ba képp koo xamante ne mooy jigéen nga bëgg a am accès aux services sociaux de base nga jot xeex ba foofu la war a yegg nga nekk Dakar nga nekk ngeen turu dëkk yu bizarre nag dëkk bu ne nga nekk Dakar nga nekk Jagle nga nekk Njaxuram nga nekk Sandiara nga nekk Jéegun nga nekk foo munti ne rek nga mën a am accès aux services sociaux de base nga jot services sociaux de base nag mooy paju njàng ak liy joxe koom foofu la xeex bi war a nekk parce que nit ñi dafa am benn pàcc droit bu ñuy wax droit socio-économique loolu tey ñi ngi juriste yaa ngi liggéey si sax boo jotul droit boobu ndax mën nga porter plainte état justiciabilité des droits économiques foofu la réflexion bi toll kon xeex bi mën nañ ko pousse ba foofu ba nga xam ne bu ñuy wax ci droit rek ñi jàngul tuuti wala ñi jàng tuuti duñ jàpp ne affaire intellectuelle la wala affaire élite la affaire nit ñi jot ci liñ war a jot nga bëgg a faju nga bëgg a bindu sa doom ci kayitu juddu bindu ko nga bëgg a dem hôpital dem nga bëgg a dem accès à la justice nga jot ko loolu moom mooy en fait foofu la xeex bi war a egg bi ci des nag nga bëgg a àgg ca kaw àgg encadrement bi état di def mu bañ a am rek am na jigéen yu am ci lu ñu leen encadré am na ñu amul ñi nekkul ci processus scolaire bi maanaam école génne nañ école ñu war a mën a am ay yeneen créneaux de formation yoo xam ne c'est des créneaux porteurs aujourd'hui on parle des métiers du pétrole nan la ñuy orienter les jeunes filles en déscolarisation vers ces métiers là nga xam ne dinañ ko mën a exercer c'est-à-dire mu nekk ay processus yoo xam ne ay processus en amont la du ñu bàyyi ba yëfi nekkat ñu ne pourtant bañ koy commencer pétrole mais gaz bi xalaatuñu woon ci loolu naka la ñuy orienter les jeunes filles vers les filières scientifiques porteurs vers le digital aujourd'hui on est plus sax numérique boo moytu ñu ngi koy dépassé ñoo nga ca digital ba donc yooyu yëpp nekk loo xamante ne vraiment jàpp nañ ne amul dara lu ko gàllankoor ci wàllu loi ak ci wàllu texte li koy mën a gàllankoor mooy wàllu politique publique ak wàllu programme mais aussi wàllu appropriation ndax naam am ay politique baax na mais askan bi comprendre ko ba pare def ko seen yëfu bopp loolu defe naa ne foofu aussi fu ñu mën a yóbbu xeex bi la ñu bañ a jàpp rek ne droit mbirum juriste yi kese la wala mbirum intellectuel yi kese la mais mbirum ñëpp la parce que du dara du dul naka la ñuy yombalalee doomu aadama nekkinam ci biir askan defe naa bu yoon jeexul wax sul du jeex donc tant que y a encore des combats à mener surtout que lépp liñ ci bëgg a def sotti ci la ak def ci maanaam jigéen ñi am seen sañ-sañ yoo xamante ne dina mën a nekkin bu rafet ci biir askan bi defe naa loolu lañ doon wax ci wàllu défi yi ak ci wàllu xeex bi fan la war. bu ñu ñëwee ci yaa Seyda xanaa ñu laaj la rek lan lañ ci diine may ci xeex bi. waaw macha allahu taala xeex bi jigéen bu nekk rek war na laxasaayu rek dem xeex ko. ndax wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee sànq rek jigéen ñi li ñuy daj ak li nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel toujours dama koy wax ni leen metti na sonn nañ te it toujours da ngay xool école yi classe bu xale yi di jàng da ngay gis góor ak jigéen di jàng da ngay gis léeg-léeg lu ci ëpp jigéen ñi ñooy nekk première 5 première lu ci bari jigéen ñee koy jël kon jigéen ñi dañu nekk brave foofu ba pare dañuy concurrent ak jigéen ak góor ñi ni carrément yow doo ma ëpp point man ndax dama am ba sama benn doom bu ndaw boo xamante ne 8 ans la am toujours danaan ma man ak benn góor ci classe bi bu jëlul première man 2 laay jël mu jël 2 bi yoon daal di ne ma maman
man première laay jël deuxième compo incha allah taala. kon nga xamante ne am na fi ñu teg seen vision. jigéen ñi ay jàmbaar lañ. bu ñu amoon ku leen di dimbali comme ni ko Zeynab waxee tuuti rek. bu ñu amoon ku leen jàppale ñor di seen loxo jàppale leen tuuti rek jëf yëpp dafay mën a dox te góor ñi dañoo war a jàppale jigéen ñi dañ leen war a jàppale ci lépp comme ni ko Zeynab waxee ci hôpitaux yi da ngay xool soo demee ci hôpitaux yi war a matu macha allah taala da ngay xool jigéen ñi niñ lay yërëme di la assister jigéen ñi ay jàmbaar lañu foofu da ngay xool ca teen ya bu ñu demee di root da ngay xool ci comme niñ koy waxee sànq boo demee tey marché poisson macha allah taala tey jigéen ña nekk foofu da ngay gis 4 heures du matin la jigéen di jug ñëw di ut lu mu fàggu ngir mën koo yóbbul njaboot gi macha allah taala kon xeex bi xataa nañ ko war a xeexe nag xeex bi ci liñ ko war a gën a mën a xeexe booy lépp loo xamante ne def nañ ko ak wax nañ ko ñun jigéen ñi ak rajo yaa ngi wax li kiy wax sànq média yi macha allahu taala dañoo war a am avancement góorgóorlu waaye waruñoo dellu ginnaaw te nag li xew comme ni ko suñu sœur bee waxee sànq internet bi liñ ciy def rafetul ñaaw na da ngay dem a dem léeg-léeg nga gis ci loo xamante ne yow da ngay dem ba dootoo bëgg a nekk sax jigéen te loolu doy na waar. kon lépp loo xam nga lan mooy jariñ nit. fa ngay dem toog déglu ñu wax la tey jii bu sa doom ñëwee nga yedd ko ni ko bàyyi lii demal lii defal lii dafa rafet lii moo baax. dafa war a avancer ci loolu. waaye su fekkente ne yow da ngaa gestu gisaat ko mu delluwaat ci la nga ko santoon wala defu ko da ngay am lu la naqari. kon war nañoo góorgóorlu di avancer journée de la femme mi ngi fi. toujours ñi ngi wax ci waaraatekat yaa ngi wax internet baa ngi wax audio yi ñi ngi wax defe leen nii bàyyi leen lii nekk leen ci njub macha allahu taala waaye bis bu ne nga gisaat loo xamante ne luy dellu ginnaaw di la naqari lay doon kon loolu sama mbokk jigéen ñi nañ leen ci góorgóorlu nañ leen góorgóorlu ci bàyyi loo xamante ne rek ñi ngi koy adressé jigéen ñi te rafetul ñu jëm ko teg ci suuf góorgóorlu mu am avancement ñu avancé ci lépp ci mbaax ci ragal yàlla ci dimbali suñuy borom kër yi ci jàppante ci dimbali njaboot gi ci solidarité macha allahu taala kon yàlla nañ ko yàlla defal soxna Amina kàddu gaango waaw Oumou mu mel ni kon macha allah sunu invité yi yu xare yi nga xam ne seen xam-xam macha allah dafa màcc ci social ak ci wàllu jigéen màcc ci aspect juridique bi ak islam bi tojal nañ ñi fi loo xamante ne lu ama am solo la si wàllu question 8 mars beeg journée de la femme ak féminité et tout Oumou yow loo xalaat loolu ci loolu yow. wax dëgg yàlla tey plateau bi dafa am njariñ lool ndax li fi génn yëpp ci idée ci bile débat buñ ci tënkoo war nañu mën a yóbbu jigéen fu sore fu dul fi nga xamante ne ni fa la nekk tey jii te man sax léeg-léeg ma bàyyi xel li benn professeur di wax defe naa ne Fatou Sow Sarr la muy ne moom femme de Nder yi lay sargal defe naa ne war nañu mën a àgg it ci perspective di fêter parallèlement à la journée internationale de la femme benn journée nationale dédiée aux femmes en hommage aux femmes de Nder defe naa ne loolu war na mën a jaadu ci mim réew ndax ku ñu ne talaatay Nder defe naa ne histoire gënu koo rëy kon tey jii wax dëgg yàlla ay borom xam-xam a fi daje di suñu ñetti lingeer yi ñu am ci contentement bu rëy Amina. macha allah kontaan nañu Oumou ci ñoom comme ni nga waxee rek talaatay Nder jigéenu talaatay Nder moom foog naa bëri nañu rek la wax sax plus de discipline. loolu moom defe naa du Sénégal rek àddina bi yëpp la parce que deuxième vague bi mu ngi def musiba ci réew mi ci àdduna bi yëpp sax dañuy wax donc il faut que nit ñi delloo si seen xel ñu xam ne ku nekk yaay aar sa bopp d'abord aar sa njaboot boo aaree sa njaboot si la communauté bi di aaru
te it ñuy topp digle yi nga xam ne waa Kër Docteur ñu ngi koy joxe parce que ñoom it sonn nañu feebar bi sonal na leen sur le plan professionnel travail mais également ils sont infectés da leen di affecté donc loolu lépp dañ ci war a bàyyi xel nit ñi conscient li ñu leen di tere ñu bàyyi ko dajaloo bi jegeñaante bi ñuy sol masque da ngay dem parfois dans des assemblées yoo xam ne kenn du fa sol masque mais tu es ébahi tu te demandes ñii fan la seen xel nekk donc il faut que nit ñi delloo si seen xel ñoo xam ne nit ñi ñoo ko fi mën a jële kenn xamul ba léegi lu fi indi Covid bi waaye nit ñi ñoo ko fi mën a jële dans la discipline ak di topp li nga xam ne moom lañ leen di tere te it ñu bàyyi li ñuy wax naan waxu politique la je crois que stade boobu quand même war nañ ko dépasser waxu politique la waaw stade boobu quand même war nañ ko dépasser parce que loo xam ne bloqué na économie mondiale bi si fànn boo dem Covid daf ko impacté tey ñi daan dem stade dematuñu stade parce que foo ma sport parce que wàll bu ma yëngatu la ñi daan def stade dematuñu stade léegi lépp ci télévision bi lañ koy seetaane concert yi ñu daan def kenn déggatul concert donc événement yu mag yi bi nga xam ne moom la daan am amatul conseil des ministres parfois dañuy gis ñu def ko visioconférence UA Union africaine parfois bu ñuy def rencontre dañ koy def visioconférence donc loolu mënul am ñu naan lii amul wala politique la il faut que nit ñi aussi indi delloo si seen xel yeewu ci loolu xam ne vraiment buñ koy wax c'est parce que dañu war a aar nit ñi te vaccin bi nga xam ne moom la ñu indi itam ñu xam ne vaccin bi c'est pour nit ñi la pour faj feebar bi la épidémie yi fi am yëpp ci vaccin lañ ko faje ci vaccin moo ko fi jëlee donc li ñuy wax naan baaxul pour nit ku ñuul pour Afrique ainsi de suite yooyu yëpp c'est des histoires il faut que nit ñi delloo si seen xel ñu xam ne ñooñu bu ñu ñàkkoo ñu gis le président de la République ñàkku ñu war a xam ne lii c'est pas des histoires lu dëggu la ñi nga xam ne war nañ si ñàkku nañ ñàkku te ñu jiital ñi nga xam ne ñooy la cible prioritaire muy le 3e âge mooy ñi nga xam ne ñooy di am taux de comorbidité nañu jox ñi nga xam ne ñoom moom vaccin bi dañ leen ko jox loolu lu ci am solo parce que gis nañ ne y a trop de cérémonies pour les vaccins te loolu vraiment amul sens ñooñu ce sont pas les cibles prioritaires président de la République doy na symbole professeur Seydi doy na symbole le ministre de la santé doy na symbole li vaccin yi ñu jox ko ñu ko moom parce que loolu lañ ci soxla ñooñu ñu ngi mu ngi leen di sonal ñi mu ngi leen di faagaagal ñi mu ngi leen di rey ñi mu ngi leen di indil handicap ñooñu ñoo ko moom nañ leen ko jox yeneen ñi ñëwee ñeneen ñi jël donc vraiment loolu aussi vraiment war nañ ci remettre de l'ordre et que ñu xam nan lañ ko war a tërale pour que nit ñi mën ci am accès et que nit ñi continuer di protéger wu di respecter les gestes barrières lu ñu leen sant ñu def ko parce que man du ma dégg professeur Seydi na ma lii ak lii la ñu war a def may am lu ma ciy teg parce que domaine am la xarañ na ci te it on voit que c'est quelqu'un de très engagé dans ce qu'il fait lu mu ci wax dëggu na ci moom donc nu ñu déglu li ñu waa Kër Docteur di wax ñu appliquer ko à la règle bu demul it dana wàññeeku lu bari bari. waaw xanaa di wax ne ngi Ndeye Lo fi mu teg tànkam rek foofu laay teg sama tànk parce que vraiment Covid bi moom coono la ci ñëpp ci àddina bi yëpp respecter gestes barrières yi ak mesures yi nga xam ne moom nañu préconiser surtout jigéen ñi nekk tam bouclier ci loolu daal di aussi di ñaax ñëpp parce que vraiment loo xam ne ñun ñëpp lay andil impact quand même war nañu mën a jóg taxaw xeex ko xew yu mënul ñàkk yi sénégalais ci esprit am danaan mënuma caa ñàkk a dem ku ne jàpp ne ni am na cër bu mu am defe naa suñu tissu social ni mu configuré woo loolu moo gën a jafeel affaire bi koo ne bul dem mu ne nee na deful dara waaye foog ma dem donc loolu vraiment képp ku gis naa sax fan yi ci tàgge yi ñu ne njaal mi yëpp dañ koy nangu ci téléphone loolu rek gis naa ko ci ñaari tàgge loolu lu muy wane loolu mooy wane ni toog leen seen kër bu leen ñëw tiima donc loolu nag tax na ba ñenn ñi war na xam ni yëf yi du caaxaan waxuñu kenn rester chez vous bul demati fekk parce que comme activité économique yaa ngi continuer mais vraiment nga dem vers l'essentiel après nga delluwaat sa kër te takk seen masque classe ki gi naan sa masque daf may fatt ak masque fatt la moo gën réanimation ngeen ñaanalu ko kenn donc vraiment ñun ñëpp ñu am conscience ni Covid bi ensemble lañ ko fi mën a jële te aussi bañ a ragal vaccin ndax PEV moo fi jële maladie yu bari suñu àndee beneen vaccin ñu am xel mu daal di leen gërëm di leen sant masha allahu taala Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ni feebar bu amee ci dëkk ña ko am nañ toog ña ko amul bu ñu dem te ña ko am kon loolu mooy rester chez vous na ngeen toog seeni kër ni mesure barrière yi wax nañ ko def nañu raxas suñuy loxo
nañu takk suñuy masque te ñu maytu dajaloo yi comme ni ko Zeynab waxee sànq dëgg la ndax léeg-léeg kenn am xew nga ne mënuma caa ñàkk bañ a dem te léegi mesure barrière yi ñuy wax dëgg nag sénégalais yi man gisuma ko ci ñoom naïf nañ ci côté boobu torop ndax maam Cheikh Sidil Hadj Malick radiyallahu taala anhu mi ñu tuddee suñu télé bii ñu toog tey maa ngi leen di sargal yéen ñëpp di sargal jigéen ñi di leen gën a sargal ndax man nag jigéen ñi laa faral sax de macha allah waaye nag góor ñi sama kilifa la may nangu kilif def waaye man jigéen ñi laa faral de macha allahu taala dégg nga maam Alaaji Malick dafa nekk Ndar ñuy ñàkke feebar am fa gouverneur ñëw daal di ñu ko man de ñii bu ñu ñàkkul dinaa jëflante ak ñoom mu ni ko doo jëflante ak ñoom man maa ngi fi te kilifa diine laa te yaa ma woolu sa bureau bul mer bu subaak jàmm dinaa dem ci dëkk ba indi sama loxo ñu ñàkk ma mu ni ko di nga ma defal loolu mu ni ko waaw mu ni ko 3 mois maa ngi convoqué nit ñi mënumaa fexe ba ñëpp ñëw ñàkku mu ni ko 3 mois nga wax buy suba may ñëw ñàkku te su ma ñàkkoo dinaa dem ci ñoom ñi leen ñàkku naa te ñëpp dinañ ñëw ñàkku gouverneur ni ko loolu de est-ce que man mën naa koo xaar ndax xëy na lii nga wax nii xëy na da nga wax ko rek pour neexal mu ni ko ma ni la bu subaak jàmm rek toogal xaar ma bul defagun dara population bi ndax say boo leen defee def nga sa bopp te yow la yàlla dogal nga nekk représenté fii président de la république ndax gouvernement moo représenté gox ba mu nekk président de la république bul defee nii te njiit du gaawantu ba mu demee daal di yëkkati përëgam ndeysaan radiyallahu taala anhu ci loxom bu sell boobu ñu daal di koy ñàkk ba mu ñàkkoo dem ca nit ñi ni leen ñàkku naa de ñépp fëx dem daal di ñàkku feebar ba daal di jeex mu nekkoon feebaru peste kon feebar bii amoon na lu jiitu ñun ba maam Limaamu Laahi mi radiyallahu taala anhu boo demee ca benn teen bu ñu naan nding la looloo waral mu gas ko di fa def ay ñaanam ku fa sangu wér maam Cheikh Sidil Hadj Malick tam teenam ba nekk Tiwaawan di bind di ca sotti ku naan sangu daal di wér ñeneen ak ñeneen suñu maam Ahmadou Bamba macha allahu taala ñoom maam bu Kunta Njaasaan suñu kilifay diine yi nekk fii peste bi amoon na fi ku nekk am na loo def ngir nit ñi mën a wér kon macha allahu taala kon bu ñu indee lu mel ni pikiir muy shifa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo feebaree demal nga faju ji boo fajuwul toog di xaar boo ci dee da ngaa xaru kon nañu góorgóorlu ci Covid bi te ñu aar suñu màgget yi ndax dañoo ñaan yàlla bàyyi leen fi ndax mag mën naa ba ci réew aar suñu tuut tànk yi dimbali leen ñuy raxasu di takk masque ndax xale teye ko yombul ñun ñi nekk mag nekk exemple nag nga xamante ne xale yi ñun la ñuy xool ñu daal di leen jàngal mesure barrière yi di maytu ndaje yi di raxas suñuy loxo di takk masque ñu mën ñoo gis mën ñoo rey ba feebar bi jële ko fi yàlla ko fi yàlla jëlee ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon soxna Amina kàddu gaango ko waaw Amina man defe naa ne damay gën a appesantir rek ci mesures barrières yi respect des mesures barrières loolu dafa am solo am na solo ndax li fi nekk kenn du ko laam-laamee li nday doom wax rek moo fi nekk dépassé nañu fu ñu naan feebar bi am naam amul loolu dañu ko weesu mi ngi suñu gannaaw te itam nañu dem ñàkku waaye ñàkku du tey itam ni ko professeur yi waxee ngay def li nga xamante ne ni moo di respect des mesures barrières Amina. effectivement ñàkku ji du tere def les mesures barrières mais foog naa li ci gën a di leen ñaanal ngeen am place bu baax ci paysage médiatique bi donc ak un contenu programmatique très éducatif parce que aussi loolu am solo la ni ma ko waxee sànq te it di ñaax jigéen ñi ñu gën a consciente ci seen rôle dans la société parce que jigéen pilier la ci société bi ci wàllu boo xool donc ñu gën di gëstu parce que xam-xam dafa am solo moom mooy tax nit gindeeku ci lu bari il faut que jigéen ñi di gëstu nga jàng ak noo mën a alphabétiser woo nga jàng suñu maam yi am na ñoo xam ne jànguñu waaye bu ñu la waxee ci àdduna da ngay yéemu donc nit dafay gëstu nit dafay jàng loolu mooy tax nga xam àdduna loolu moo tax nga xam fooy teg sa tànk
donc loolu daf ci am solo loolu boo ko amee rek c'est la base de tout di nga mën a am accès si lu bëri te it ñuy gën a góorgóorlu ci seen rôle en tant que mère et en tant qu'épouse donte ne léeg-léeg mu jafe lool. waaw ñu góorgóorlu ci donc loolu mooy suñu wàll moom la ñu société bi sédd moom la mooy suñu rôle aussi en tant que femme donc nañ ko assumer parce que góorgóorlu terewul doon jigéen donc nañu assumer suñu rôle de femme mais ñu assumer également suñu rôle de leader dans la société parce que ay leader lañu. waaw nañu kumba lu bon. waaw jërëjëf xanaa di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci invitation bi ak initiative bi ngeen am ko yëkkati émission tuddee ko Linguère def naa loolu day wane ni am jox ngeen seen place bi seen espace bi jox ngeen ci jigéen ñi seen place di sargal ñëpp ci 8 mars bi toutes les femmes du Sénégal toutes les femmes du monde di nuyu femmes yi nga xam ne ñoom lañ bokkal espace yëpp moo xam association femmes juristes la moo xam yeneen femmes yi ñu bokkal ay espace yeneen de travail ñoom tam ñu nekk ñoo xam ne ñu jàmbaar ci waar ba di ci xeex ndax ku nekk ci militantisme rek moomoo sa bopp léegoo léeg nga ñëwoon fi pour ne waxtu ngay def nga def ñeenti waxtu leen saay nga dem feneen ak yooyu loolu yëpp ay sacrifice yu ñuy def la temps social boobu nekk temps boo xam ne bu am solo la donc di wax jigéen ñi ne leen nañu gën a taxaw parce que sotti ci la ak def ci buñ seen taxawaay bu gën a yokk rek day am impact bu mag ci biir askan bi di leen gërëm di leen sant jërëjëf. waaw macha allahu taala di leen gërëm di leen sant di rafetlu jataay bi rafet nañ ko lool yal na yàlla fay leen di ñaanal rek télé bi fa mu bëgg àgg yal na ko fa yàlla àggale di ñaanal ndeysaan Amina ak soxna Umu Xayri macha allah borom waañu waaw tabarkalla macha allah ak suñu juriste bébu ndeysaan di sant ñëpp di sargal nag sama waajur bu jigéen ndax femme bu brave la ku mën a muñ ku muñal suñu papa ci biir kër gi yàlla may ko fan bu gudd bu ànd ak wér-gu-yaram di Ajaratu Ndumbe Jaata Njaay di sargal bépp jigéen bu nekk Sénégal rek yal na yàlla defal ñu jàmm bi jaay alxuraan jërë ngeen jëf. baatu tàggoo bi sax moom dama koy daldi rek off ndax defe naa ne sama ñetti lingeer yi sàqami nañu sama lanc ndax seen message dugg na sama xol ba nga xamante ne am naa ci dégg-dégg bu rafet kon damay daldi bàyyi rek ñu jeexal. waaye laata loolu Amina defe naa ne réewu teranga la ñu nekk te suñu ñetti lingeer yi dañ ñëw wuy suñu am si mbégte lool kon wax nañ leen mën a sargal ci li nga xamante ne mooy bés bi ñu jagleel jigéen ñi kon Cécile suñu réalisatrice nga daal di ñëw rek say cadeau ñu jagleel ko ñi nga xamante ne tey ñoo ñu defal bi les honneur. macha allah. voilà kontaan nañ ci loolu. merci.